mbokk yi xarit yi ñoo ngi leen di nuyu c'est vrai nag mbokk yi tey la samedi te nag samedi saa su ne dañ koy bëgg a neexal bu baax a baax fii ci RTS 2 di kontaan ci yéen nag di leen ñaanal jàmm ak salaam comme ni ñu koy faral di defee alors c'est vrai que nag week-end bi heure bi dans les normes su nekkee grasse matinée bi tarxisul dans les normes yeewu ngeen war a toog nag daal di teg li nga xamante ne bi moom mooy ndékki te léeg-léeg sax man ndékki bi dama ciy xaw a sopp ndës daal di teg ay ndës vraiment teg affaire yi xam nga papa toog yaay toog xale yi toog bu ko defee ñu mun a échanger tuuti parce que week-end bi des fois c'est très compliqué tout le monde est fatigué da ngay ñëw sonn bu ko defee xaw a laaj njaboot gi rek waaye yow may mun a naka sa week-end naka sa semaine baa baax na daal di ne Aïcha mbaa lépp jàmm tey mbaa amoo jafe-jafe tey ci kii bi daal di dem ci maman ne ko waaw maman mbaa tout va bien ñëw ci kii daal di ne waa soxna si mbaa sonnoo trop ci kër gi ak liggéey bi ku nekk daal di wax sa xalaat ñu boole waxtaan moo tax tamit noonu lañ koy defee fii ci RTS 2 mbokk yi di kontaan nag ngeen ñu jot ci canal 5 bu TNT ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi saa su ne nit ñi dañ koy seetaan ñu ne lan ñu ne histoire de couple dafa am nit yoo xam ne dañuy nëbb seen doom dañu am micro trottoir ak maman bu ko defee ñu xool nan la ci sénégalais yi xalaat ñu dellu nag waxtaan ci tout simplement bu ñu jógee ci maman dañu ñëw ci maman Kodou nee na naka la ñuy def ba karawu bébé ñu entretenir ko normalement maa ngi koy tooñ sànq di ko wax Kodou bu njëkk ba de savon sax daan nañ ko raxasee bopp mu ne ba tey loolu yaa xam dinañ ci xuus waxtaan ci bu ñu jógee ci loolu mbokk yi dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy conseil santé ñu ne suñu xarit Karine dafa ñëwoon ci grossesse extra-utérine nee na nag dafa ciy wéyal ñu xool fan la suñu xarit Karine di jëm ak ñun mbokk yi bu ñu jógee ci loolu daal di ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi moom mooy évidemment tout au courant de l'émission ak suñu xarit Sophie parce que Sophie nag wax dëgg yàlla ay recettes la ñuy indil waaye tey Sophie dafa nar a ànd ak ñun dans quelques instants indil ñu daal ay cocktail la wax ay vraiment ay salade yu nga xamante ne bi mbokk yi di ngeen xam lu tax tey ñu ñëw foofu parce que dafa aman leneen lu nga xamante ne mbokk yi danañ ko ci toftal ñu jógee foofu nag daal di ànd ak suñu xarit vraiment madame Guèye Maymouna Sy moom nag saa su ne day xuus te nag xuus bi yoon dafa ànd ak ñun dem ba banlieue daal ne kat dafa am ku nga xamante ne bi day defar ay sac en wax mi nga xamante ne bi mbokk yi xew na ci lépp mu ne damay dem xool benn professionnel indil leen ko ci label 221 moom itamit jar naa suivre bu baax a baax a baax bu ñu jógee ci loolu nag daal di jàll ci deuxième partie bi nga xamante ne bi ci la suñu xarit Aïcha nekk ci affairage waaye suñu xarit di tey la mu ñu indil macha allah mbokk yi dañ ci noppi rek ba ci kanam waaye nag invité ci surprise tamit am nañ ko ak suñu xarit Malcolm jeexalee ak amul yokko kooki ak Bichichi mbokk yi ma dem régie dellu siwaat kontaan nag saa su ne di feggoo ak suñu xarit vraiment madame Cissé Kodou Mohamed maman Kodou ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm saa su ne dañuy kontaan nag parce que sànq maa ngi koy wax ma ne vraiment nekk yaay ak yooyu des fois doo xam léeg-léeg nga jël yu bëri di naax ci karaw xale bi naan ay yow sama doom ji amul karaw de lu ne nga def ko fu ne nga dugg ci nekkete dafa am nu mu war a demee pour que xale bi bu màggee bañ a mere yaayam na nga ko waxee woon sànq madame Cissé maa ngi lay nuyu bañ a mere yaayam di la dalal jàmm yaa xam di nuyu ñu seetaan ñëpp rawatina sama doom yi ñu seetaan ak seeni yaay tey nag ñu jigéen ñi laay waxal comme ni nga waxee rek su màggee bañ a mere yaayam te loolu bokk na ci yaay ji jox ko lu war a mën a tax bu màggee tas cheveux te mu nekk cheveux naturel loolu yaa wax loolu yaa waxu tas sa cheveux soo amee sa cheveux mu nga moom ko doo ko tas ba tey baax na donc ci loolu la ñu fas yéene ñu waxtaane tey très bien ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di nuyu la belle maman Dieye di ko dalal jàmm maman tey la nga ñu indil doy na waar parce que nag man mënumaa comprendre am doom ba pare ñu ne da nga koy nëbb bon on ne sait pas en tout cas def nga micro trottoir ba ca kanamee dinañu yaatal waxtaan bi bu baax maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax Kodou fàtte naa la wax ne ko robe bi baax na maman tamit chemisier bi macha allah merci beaucoup moom la ñuy jàppale sax de waaye Kodou kii nu mu tuddati yaa xam faw nga xam ne Kodou Ibadou fashion la dëgg la vrai moo tax nag gis nga maa ngi leen di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñiy seetaan samedi bu jot fii ci RTS 2 di am mbégte ak bànneex teewaat fii tey di sant yàlla lool bi mu ñu mayee wér ak wér le tey nag li ñuy waxtaanee xam nga doom moom dafa nekk trophée dafa nekk tamit loo xamante ni ndamul bépp jigéen la donc boo ko amee da nga koy fésal ndax am na ñu ko yàlla xañ mais ci kaw loolu nag am na ñoo xam ne xawma ragal la xawma daal lan la waaye bu ñu ko amee dañ koy nëbbu comme dañuy waxtaanee lépp ñu waxtaanee waat ko rek waaw na nga ko waxee kon nag lépp mbokk yi dañ koy waxtaanee tout simplement di kontaan nag saa su ne di dalal ki nga xamante ne bi moom mooy madame Guèye Maymouna Sy ñoo ngi lay nuyu Maymouna saa su ne di kontaan parce que nag wax dëgg yàlla la nga ñuy indil yow tamit lii tubaab di naka la ko tubaab di waxee sax Pierre Ali des fils du noonu la man sax tubaab yi daf maa xaw a réer ndax tam-tam en tout cas
yaa ngi bay sa waar ci li nga xamante ne bi mooy di wan nit ñi li nga xam ne moom la ñuy liggéey si suñu dëkk ñu fas yéene ko nag jëfandikoo mu am solo muy label 221 maa ngi koy wax dem nga fële ca Pikine wala Guédiawaye en tout cas en banlieue indil ñu daal ko nga xamante ne mu ngi def saak yu jéggi dayo maa ngi lay nuyu jëla dara maa ngi lay fay Yaxam am mbégte bu baax ñëwaat ci plateau samedi bi comme ni nga koy waxee saa su ne rek dañu kontaan jël mbégte boobu partagé ko ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan am mbégte itam ànd ak suñu jigéen yu ñaawul yu jekk yu taaru yi macha allah absolument j'aime bien tes couleurs. ah bon oui waaw xam nga ñun ci yow la ñu tibb magnifique waaw xam nga dañuy faral di wax naan l'expérience fait la différence boo yàggee nag di ànd ak koo xam ne dafa expérimenté bu yàggee yow tam da ngay xam surtout que da nga tudd yaa xam bu yàggee da ngay xam donc mu ngi noonu dañuy topp si tànk yaa xame rek ngir bëgg xam ci biir loolu nag ñu demoon ba Guédiawaye comme ni nga ko waxee seeti ñi nga xam ne ay artisan lañu ñu tànn ci kenn koo xam ne nag dafay liggéey ci wax mu ciy def ay sac ay pochette ak yeneen accessoire wante tey dañ cee tànn sac rek bu ci kanamee xam naa boo xuusee rek ñu mën a gis li nga xam ne indi na ko kontaan nañu waaye nag dañ ciy nuyu bu baax a baax yaa ngi ni fàttaliku Yoro Sarr journaliste waaw dafa sant Sarr ma sant Thiam fu ma gis naan ma yaa xam nit ñi yaa xam nañ lay wooye yow xamoo dara sa kàll la moo tax mu lay koy nuyu bu baax a baax en tout cas di kontaan nag saa su ne ak la grande Aïcha gis nga Aïcha nu mu ñëwee tey ak veste bi di toog di def nii te bu si kanamee rek nga reetaan loo ñu bu duñu mun taxaw en tout cas Aïcha ñoo ngi lay nuyu saa su ne di kontaan di feggoo ak yow parce que nag wax dëgg yàlla daal affairage daal nekk na pàcc bu am solo ci tam-tam du samedi kontaan mon corps il court tout le temps soo may introduire sama yaram day daw déedéet oui c'est magnifique c'est beau à entendre et puis dafa neex quoi di bokk plateau ak say collègues ngeen di reetaan c'est doux de mais yéen yow basang waaw c'est ça naat laa non ndës c'est que xam nga dafa am ay parti Sénégal yoo xam ne dañuy waxee ndës am ñoo xam ne dañuy wax basang mooy ndar yi ñooy wax ndës ba léegi yaa ngi jàng am benn problème d'accord dama lay laaj comme que tu as introduit ça et puis comme je connais pas dama doon toog bi ngay wax voilà ndës waaw d'accord non du ndës de ndës mais Aïcha sa collier baax na waneel sa collier non man en fait foog ñu inventé la woy boobu waneel sa collier dafa am ku ma doon entraîner training nee na sooy dégg nekk ci kanamu télé bi dafa am le minimum syndical dëgg la na ngay sensi def sa ay accessoire sa accessoire baax na non kontaan naa parce que la leçon est sûre non kontaan naa ci yow mais bu ñu waxtaanee lii yëpp xam nga ne samedi dafay baax ñu ñëw ci parce que xam nga week-end bi la semaine on n'a pas le temps day baax ñu ñëw ci ay menu ci ay mbir yu nga xamante ne surtout nag tàngaay baa ngi dugg si ñu ne xaaral ñu xool ndax dañuy def salade en tout cas daal mbokk yi dañuy kontaan di feggoo ak ki nga xamante ne mooy sunu xarit Sophie vraiment maa ngi lay nuyu di kontaan parce que na ma ko waxee xam nga salade dafa am solo parce que temps bi mi ngi commencé changer yu frais yooyu noonu ak mélange ya nga ca nar a def tey ñi ngi lay nuyu bu baax a baax suñu xarit Sophie maa ngi lay fay yaa xam waaw di man tamit kontaan rek di àndaat ak yéen ci samedi bi comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen présenter ay recettes yoo xamante ne da leen di intéressé ngeen mën ko reprendre ci seen biir kër mën a égayer famille bi jàmm ji daal di gën a yokk ak salaam gi rek kër gi Sénégal daal di jëm kanam lépp naat très bien comme ni ñu ko gisee nii tey nag maa ngi andi ay différentes salades la andi tey waaw comme ni nga gisee nii commencé naa nag découper li nga xam ne mooy sama melon yi am naa pamplemousse dinaa def cocktail de pamplemousse dinaa def salade de jambon ak crudités variées. très bien parce que nag xam naa ne dañuy teg da ngay teg sa loxo foofu. waaw parce que li tax ñu indi lii tey. dafa am leneen luñ ciy toftol. waaw waaye loolu dinañ téléspectateurs yi bu ñu toppee rek ba ca kanam. dinañ ci ñëw dinañ ko gis bu baax a baax. incha allah en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant. bu baax merci beaucoup di la jox rendez-vous dans quelques instants. ba ci kanam mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci histoire de couple ànd ci ak suñu xarit Maman Dieye sànq moo ngi koy wax am doom ba noppi di ko nëbb mbokk yi ñu xool micro trottoir bi dellu si nag waxtaan ci. li ma xam si nit ku am doom di ko nëbb pour man loolu trahison la quoi parce que nit ki soo ko bëggee pour man waroo koo nëbb sa dara xam nga parce que sëy bu lalawut si dëgg rek boobu sëy du yàgg waaw sëy booy sëy ak nit ki da nga ko war a wax yow sa jikko wax ko li nekk ci yow bu ko defee ëllëg si biir lépp lu si mën di xew mu xam ne yow waxoon nga ko li am quoi mais bu ko ay caaxaan lalee pour man boobu sëy du yàgg. li ma xam ci am doom di ko nëbb man je trouve que c'est pas une chose raisonnable parce que góor bu la bëggee war a bëgg sa doom même su ko jurul parce que ku mënoo bëgg ni da nga bëgg yaay ji te bëggoo doom ji loolu c'est man je trouve que ne
góor bu la wax loolu bëggu la parce que góor bu la bëgg war na mën a bëggaale sa doom en plus ñun jigéen ñi boo amee doom jarul nga koy nëbb ki lay bëgg parce que yàlla mën na teg nit nattu tamit nit destin dafa am ci àdduna lii sa destin yow mënoo échapper sa destin donc man je trouve normal nga am jëkkër nga wax ko ni carrément bu fekkee da nga amoon doom nga wax ko ni dama am doom parce que ki lay bëgg wax na la bëgg yow ak sa doom. am doom di ko nëbb te doom alalu yàlla la ndax defe naa ne dangay nekk ci sëy yàlla mayu la njaboot sax ngay faju di jël sa xaalis di ko ci def pour yàlla may la njaboot kon defe naa ne njaboot boobu bu la ko yàlla mayee muy benn ñaar da nga ko war a téye ak sa ñaari loxo ndax góor mën na la bàyyi dem feneen am doom mais yow est-ce que mën nga amaat beneen doom bu dul sa njaboot googu moo tax sëy jarul nga dugg ci sëy tax nga bëgg a foye sa njaboot loolu dara jaru ko ci àdduna ndaxte doom doon na daal loo xamante ne boo ko amul da nga koy wuti kon bu la ko yàlla mayee da nga koy téye ak sa ñaari loxo bu ko jëndee dara ci àdduna. doom jërul na bu quoi ak noo ko mën di amee nag waaw mooy li ma wax sànq rek lu dëgg lalul rek pour mu jeex day yomb quoi. bu waroo sacrifier sa doom parce que doom alal la waroo ko sacrifier ndax sëy man gisuma ni war nga bu ma amee doom damay wan ni carrément ki may bëgg dama am doom duma ko ci nëbb dara bu may bëgg mu bëgg ma ak sama doom bu bëggul sama doom ma seeti leneen. ñooñu bëgguñu sëy fu ñu noppalu ko la ñuy wut ndax boo bëggee sëy da ngay ñeme njaboot da ngay sakku njaboot te yàlla tax mais boo bëggul sëy foo noppalu ko am na góor ñoo xam ne fu ñuy noppalu ko rek la ñuy wër fu ñuy dem ndax doom bi ñu jur sax da leen di sonal waxatuma la ak doom bi nga xamante ne ñoom juruñu ko ki nga xamante ne doom bi la jur da lay sonal bëggoo mu bari da nga naan sa jabar day planique sax pour bu am doom kooku bu sañoon du gis koo xamante ne dafa am doom mu di ko takk day bëgg seet koo xamante ne diriyanke bu góor am na bu jigéen am na day bëgg ku mel ni moom rek ñu toog fu muy noppalu ko di lekk ay ginaaram mais demul pour sëy te yàlla tax. waaw maman ma loon nag benn micro trottoir bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne ku nekk ak sa xalaat waaye daal sujet ba nga indi tey doy na waar te xam naa ne am na ñu toog seen kër di gis kaa yooyu moo am yeneen histoire yu mu jur mooy daal jur sa doom ba pare di ko nëbb doy na waar daal. doy na wax te micro trottoir bi boo gisee sax di nga xam ne ñoom ñoo ci bokk gis-gis ñoom ñi ñu jël ñëpp ànd nañu ci ne doom kenn du ko nëbb parce que alalu yàlla la te comme yaa xam lu mu yàgg-yàgg dëgg mooy mujj ndax nit ki nga ñaan yàlla sëyal kooku da nga ñaan yàlla sëy ak moom ba mu suul la wala nga suul ko ci biir loolu noonu doom tamit nekk loo xam ne nit la ndax nit ak ki noppam kenn mënu ko nëbb te gisuma tamit ci àddina li ko jax parce que li ñu wax sànq rek am na ku ko wax gis nga nit bu lay bëgg wax na la bëgg ak njaboot gi la yàlla may su ko bëggul tamit nga xam ne nit mënoo bëgg nit ki te doo bëgg li ko yàlla booleel li ci gën a am solo nag mooy que ne dañ koy nëbbu te nëbbu bi sax du am sens parce que pour man ki nga dem ba wóolu woo ko ne soo ko waxee ne am nga doom du ci ànd ak yow kooku pour man gaw ma ne seen sëy sax dina dem ndax li ngay ragal ci moom ba tax nga koy nëbbu sa doom loolu moo leen di rattraper ëllëg ba tax sëy boobu noonu du dem te li ci gën a metti mooy boobu fekk na yow nga sacrifier sa doom nga yàq sa doom parce que am na loo xamante ni la nii day doon benn manquement ci xale bu fekkee ne waajur bi ko jur responsabilité bi mu am ci moom jëlu ko ba mu doy loolu dafay wàññi xale bi day foog ne bokkut ak ñeneen ñi xale bi day foog ne moom dafa coupable ci dara fekk na que ne déedéet du moom parce que kenn nag demandé wul à naître yàlla moom mooy tudd ku nekk fi ngay jaar ku nekk aussi ci anam bi nga war a juddoo parce que am na ñuy judd ci sëy am na ñuy judd leneen lu dul sëy xam nga bu soo boon yàlla mu leex ko ne rek ne ñëpp dafa bëgg ñu judd ci sëy mën na am nu mu ko defee ba noonu lay demee mais dès l'instant où am na ñu ciy judd am na ñuy judd ci leneen parce que noonu la àddina demee yàlla moom moo tëral ay programme am destin nag am na bu destin amee nag ba nga xam ne doom judd na ba pare da ngay xam ne kooku yàlla tuddoon na dafa war a judd ndegam yàlla mi la tiim moom nga ko nëbbul def li ngay def ba mu am mais doomu aadama ne yow jarul nga ci ragal doomu aadama boobu ndax lépp lu mu la mën a may ci àddina ba tax nga jël sa doom sacrifier ko tegee ko nële loolu boo gëmee sa bopp mën nga ko amal sa bopp donc du jar yow man damay wax que ne gis naa histoire boo xamante ni leen nii am na koo xam ne doom bi mu am la waxul maanaam am na ñetti doom avant muy sëy ak waa ji mais waxul ne ñetti doom la am parce que nee na góor ñi ku ci xam ne doom yi nga am da nga njaboot duñu la takkee noonu. mais loolu doy na billaay wallaay maa ko gis mu déclaré ñaari doom taaw bi presque ñoom ñaar ñoo yem ci taxawaay ak yépp man dama defe ne nit ki waxuma sax ngay xalaat jëkkër wala leneen beneen jëkkër mais dama defe ne nit ki sa biir waxtaan en tout cas man de noonu laay def man Thiam sama biir waxtaan balaa dara di xew sama doom yi rek laay waxal sax ñoom faf kon defe naa ne ku ne comme ni nga ko waxee trophée la
da nga koy téye nii di ko wane. xanaa xamoo yaa xam am na ñoo xam ne soo ñii am ku leen di seet ci seen kër dañuy woo seen doom ne leen bu ñu ñëwee bu leen ma wax yaay. Bah dis donc. maa fekkee lii man maa ko gis. Ah bon. bu leen ma wax yaay parce que boo ma waxee yaay ki may wax nii taawam daf ko ne bul ma wax yaay ci kanamu ki may seet parce que daf ma yóbbu âge bu ma amul ndax mook doom ji dañu maase. mais kooku noonu ngay nëbb loolu xanaa ñaanoo yàlla sëy ak moom boo sëy ak moom forcément loolu dina feeñ parce que doom kenn mënu koo nëbb. Absolument. te li ci gën a am solo gën ci am solo mooy que ne est-ce que sëy boobu noonu jaar na yow sa doom. waaw parce que xam nga lu tax dina dellu si waat ak yow maman. parce que madame Cissé déjà sëy boo xamante ne bii mensonge daf ko lal. et liñ ciy nëbb c'est-à-dire que mën nga nëbb lépp ci àddina ba mu des doomu aadama. waaw malheureusement y a des cas yu nga xamante ne bii am na femme bu fi ñëwoon dinañu dellu si waat ci moom. tellement ces histoires de man ci lii laa bokk am na doom ñu jël ko xale bi joxe ko elle ne s'est rendu compte que ki ko yore woon du yaayam que biñ ko bëggee may doomu kooku ba mu demee seetiwaat yaayam ne ko man mënuma sax wax ne que yow sama doom nga et c'est une histoire réelle qui s'est passée au Sénégal dinañ ci ñëwaat ci histoire de couple mais code mu nekk lu nga xamante ne bii dañ koy waxtaanee rek waaye doy na waar. yaa xam et tu sais il y a des sujets qui font l'unanimité c'est-à-dire que à l'unanimité dañuy d'accord ne loolu du yoon. c'est comme bi mu fi indi woon week-end passé jëmale ko ci wàllu takku suuf. ñëpp d'accord nañ ne du li gën du li war mais lii tamit du li gën du li war. man je pense que ni góor benn góor ci àddina je pèse bien mes mots benn góor ci àddina jarul nga koy jëndee sa doom. doom bi nga xam ne yow yaa ko ëmb. wasin ko. moo xam ci farati yàlla ak sunnas Muhammad wala ci neneen noo xam ne yàlla ci destin wu xale boobu nee na xale boobu noonu lay juddoo parce que kenn ku nekk am na nooy juddoo ci ñooy juddoo fooy juddoo ak naka ngay génnee àddina donc destin moom moo ni mel waaye ak lu mu ci munti doon daal doom kenn du ko nëbb. Très bien. doom kenn du ko nëbb am na nag ñoo xamante ne si yaa xam dañuy jël seen ay doom dénk ka ay nit réeral carrément maasaale ne ñoom mos nañ jur bu kooku waree takk effectivement comme elle dit dafa am loo xam ne nit ñi yàgg nañ ko gis yàgg nañ ko am na sax ay célébrité yoo xam ne dañuy jiiñ leen ne ñu ngi nii wala ak lu mun si munti demee daal yow ki nga xamante ne da nga koy bëgg am na sax ñoo xam ne dañuy préférer tester la noonu. Très bien dinañu dellu si waat alors Aïcha maman li mu indi tey nëbb sa doom mais est-ce que jigéen ñi rek ñoom ñooy nëbb nañ am nañ doom. en tout cas yaa xam ak sa li ma gis expérience bi ma jot a am ci affaire relation humaine c'est rare que góor à moins que du xam ndax am na doom wala pas c'est rare mu koy nëbb. D'accord. parce que góor en général ci société bi dañuy nangu moom mu am doom société bi da koy accepter. garaawul su fekkee am na doom bi ci sëy wala leneen garaawul mais jigéen c'est sa code day wàññeeku su fekkee am nga benn ñaar wala ñetti doom mais beneen affaire am na. doom trophée la doom bonus la ak leneen mais je pense que su fekkee am nga sa conscience. parce que yeneen yi tamit man je pense pas que su fekkee da ngay dugg ci sëy ba pare sa conscience du toog parce que sa doom mu ngi naa koy dénkaane. c'est une souffrance. Absolument. loolu lan moo ko fi jar. dara may. jar naa laaj c'est la question que tout le monde devrait se poser lu ko fi jar et je pense que ne wax bi frankulaay na yéen ñëpp wax ngeen ko ba pare li ci am solo rek mooy nit ki li la yàlla mooñaalee wala li la yàlla jox booy dugg ci mbir waxal rek ni nga mel bu la nit di jàpp mu jàpp la comme ni nga ñëwee ak ni nga mel bu fekkente ne loolu arrangé wu ko xayrun ku nekk dem seetiwaat leneen loo xamante ne moo gën ci moom rek te ñu xam ne xale yi ay muumin lañ. exactement alors maman ñu bàyyi la nga tënk mu nekk sujet bu nga xamante ne bii voilà mun nañ ci am ci yeneen fànn yuñ ci xuus parce que conséquences yi léeg-léeg dafa doy waar torop. dafa doy waar mu am ñaar dina am jigéen ñi la ñuy gën a ji ñu am doom di ko bañ góor ñi lu ci ëpp ci njëlbeen ba maanaam bu jigéen ji wannee lor rek wala mu am doom ci la ñuy taxaw ne moom juruñu ñoom li ñuy daw li ñuy taxaw ne juruñu moom moo ëpp li ñuy am doom ne juruñu ko bu doom ji demee ba màgg ñoom dañuy assumer seen ay responsabilités parce que li Aïcha wax sànq daf ci am jigéen ñi la ñuy gën a xas foofu noonu bu ñu amee doom fekk na nekkul ci mariage mais ak lu mu ci mënti amee mooy que ne destin dafa am. nit ku nekk da nga am sa destin te mënoo koo échapper quel que soit x yow noo amee sa doom na la leer ne que ne moom nekkul fautif bi yow la
parce que bu nekkee ne ci neneen nga ko amee yow yaa def noonu ba am ko mais li ci des rek ci kaw loolu mooy bu ndox tuuroo dañ naan ak mbàq moo des xaw ma wala ñu rooti mais da ngay rootiwaat ndax mbaax moom jëriñu dara donc lii am na ba pare li ci des mooy sang sa doom ba mu rafet daal di koy téye ku bëggul tamit yow nga bëgg parce que ci yow la jógee yàlla moom moo la ko may te xañ na ko sa ay moroom yu bëri ñoo xam ne sëy nañu 20 ans sëy nañu 50 ans yàlla mayu leen doom loo xam ne nag soo ko amul da ngay def loo mën pour uti ji ko da ngay gis sax su ku yàlla nattu mu amoon doom moo xam bi muy jàng la wala dara yaayam jël ko dem joxi ko keneen beneen bàjjanam wala dara nëbbu xale boobu noonu mu dem bay sëy yàlla xam nga day àtte ñaar ñu xeexul day ñëw ci biir sëy boobu du la may doom su ko defee yow da ngay toog mu leer la ne mosoon nga jur doom mais sa yaay wala sa papa jël na ko ne yow loolu gàcce la xam nga pour man nit ñi dañoo ragal nit ñi te ñeme yàlla parce que loo xam ne yàlla mi la bind xam na ko pour man jaratul nëbbu doomu aadama bi donc li ciy des foofu rek mooy xale yi nañu xam ne ñoom demandé wuñu dara ñun waajur yi lu ci mënti am ñun rek la donc lii am ba des mooy ku am sa doom booy bëgganteeg nit na nga ko wax nombre de doom bi nga am it na nga ne carrément lii laa am parce que Aïcha dafa ne sànq soo waxee ne am nga ñetti doom da ngay wàññeeku wala ñaar man contraire bi sax laa gis waaw oui man contraire bi sax laa gis man dama gis ne man fierté lay doon man ne dama am doom parce que tout simplement yàlla mi koy xañ nit ñi may na ma ko mais les enfants font partie de nous exactement loolu la donc je veux dire loo xamante ne bi nëbb ko mi ngi noonu au contraire c'est des trophées en tout cas ñi ngi nuyu justement xale yëpp te di fàttali comme ni ñu koy waxee ay muumin lañu comme on l'a dit ñun ñëpp d'accord nañ ci ñoom indiwuñu fi seen bopp kon je pense que dañ leen war a jàppale ba nu vivre normalement am équilibre tout simplement alors na nga waxee te loolu dañ koy faral di gis yàlla day àtte ñaar ñu xeexul te muy dëgg parce que ëllëg lay ñëw moom rek moo ko xam loolu lañ le tubaab appelle le karma te gis nga kii yaa xam ku ne am na droit daw doomam ba mu des yaay pour man yaay moom ñaaw na trop nga jur doom ñëpp mën nañ ko abandonné nag mais yaay pour man amoo droit boobu kon nag mbokk yi wax jaa ngi noonu xam naa ne fa ngeen nekk yéen tamit yéen a ngi am certainement kàddu yoo leen ci sànni waaye ñu dellu nag ci suñu xarit Sophie xool Sophie fan la toll ci li nga xamante ne bi mooy la mu ñuy préparer ci samedi ji parce que yenn yi defe naa ne mbokk yi daf ci baax tuuti parce que nag ci la ñuy am jotu vraiment surtout jigéen ñi nga xamante ne bi dañuy liggéey dugg ci biir waañ bi am nañu def ak njaboot bi te defe naa ne salade baax na déjeuner baax na dîner ma ngay râpé Sophie Sophie yaa xam bàyyi ki kii su mi nekk fii c'est que ni ko ñëwee ne ma ngay râpé rek loolu rek neex na ci xol ma ne ni nga dugg see ma ngay râpé déjà yaa xam comme ni nga ko gisee nii maa ngi commencé préparation bi nii déjà nii commencé naa ci li nga xam ni mooy melon yi gis nga melon yi dama ko dagg en dents de loup d'accord moom laa def nii teg de côté dindi chair bi moom laa découpé nii en petits morceaux ma teg ko nii lii tamit mangue la bu ñorul torop moom laa jël émincé ko tam ba mu sew ma teg nii maa ngi râpé li nga xam ne mooy carotte bi damay ñëw râpé betterave bi ci kanam tuuti nag ma jàll ci li nga xamante ni mooy dressé salade bi ak defal li nga xam ne mooy cocktail yi très bien kon nag xam naa ne sunu salade bi la ca des mbokk yi warut a bëri waaye nag dañuy xuus ci li nga xamante ne bi mooy seen émission tam-tam du week-end ñëw nag ci li nga xamante ne bi moom mooy enfance ànd ci ak madame Cissé Kodou Mohamed sànq ñoo ngi koy wax ñu ne naka la ñuy entretenir les cheveux de bébé mbokk yi ñu dem xool dellu siwaat maman yi ñuy seetaan rawatina yéen ñi am bébé yu jigéen yi tey nag indil nañu leen ci tam-tam benn routine pour sàmm karawu sunu doomi jigéen yi ba ñuy sax bu baax di nes-nes yi dinañu soxla démêlant huile de coco karité ak peñ bu dijj ñu tàmbali dugal bébé ci baignoire bi ak ndox mu nugg mettre ko à l'aise léegi nag ñu appliquer sunu démêlant bàyyi ko mu reposer 5 à 10 minutes
Ensuite ñu jël peigne bi peigner karawu bébé nànk en douceur pour démêler ko. Ça y est, bébé pare na def sañse. Astuce, juste après shampoing bi maman dafa jël benn ci leggings bébé yi en coton takkal ko ci bopp bi ba karaw gi muus. Léegi nag li ci des mooy hydrater cuir chevelu bébé ak karaw gi. D'abord ak tuuti huile de coco, ensuite ak tuuti beurre de karité. lii nag maman bu ne mën na ko defal doomam bu jigéen dès 6 mois, une fois par semaine. Machallah, c'est tout simplement très mignon. Alors être bu mel nii yow nga xëy nga ne da nga koy nëbb. Moi je ne comprends pas ak xoolal innocence am et tout. En tout cas Codou ñu ngi lay remercier parce que c'est des images yoo xamante ne bi tu sais pendant la semaine on est stressé le boulot alors nga toog rek tam wane la des images de bébé comme ça ñu koy defaral boppam tu vois ba defar ko ba diw ko ba teg ko ba teg et puis nag tu sais man j'adore bébé bu sol grenouiller. Non j'adore. Non j'adore. Même man mi j'adore. J'adore. Non man j'adore parce que en fait dara du la sonal da koy foofu tëbal comme tu veux. Magnifique. Yàlla leen yàlla sàmm. Amiin. Et waajur yi def loolu yàlla na yàlla ëlbati seen xel. yaa xam comme ni ma ko doon waxee rek su fekkee ne da nga bëgg sa doom màgg avec des cheveux en excellente santé parce que tamit ñun ni ñuy amee suñu der ni ñu koy sàmmee ba mu am wér-gu-yaram. noonu la karaw bi aussi ak cuir chevelu bi war a dundee noonu. dañ lay wax sax ne yenn saa yi en fonction des aliments yi ngay lekk. dafay influer ci la santé de tes cheveux. ak ndox bi ni ngay naan di naan ndox bu bari loolu yëpp tamit soo ko dul def dina andi njeexital bu bon ci sa karaw donc li ñuy wax moom mooy xam nga sànq yaa ngi ma doon wax mag ñi nu ñu daan def. c'est le même principe. mag ñi bu njëkk ba dañ daan jël saabu wala lu mun ci doon ñu raxasee ko bébé. donc day ñëw ci premier principe mooy laver. boo paree maintenant jamono day dox léegi dañ la ne mën nga jël bu fekkee ne les tout petits bébés la da ngay jël shampoing bébé. après su demee ba am 1 an et cetera nga jël shampoing doux. donc soo demee ci supermarché bi di nga ko am. deuxième principe bi mooy démêler toujours démêler. donc dafa am démêlant pour bébé moom lañ def noonu. mag ñi bu njëkk ba lu ñu doon démêler yaa xam nga ko. kii naka la tudd mooy lu ratax loolu. laalo voilà. laalo dafay démêler. Kanja aussi dafay démêler. parce que nu mu taxee noonu loolu lañ ci xam nga ban affaire laa doon wut. am na benn garab mbépp voilà. waaw mooy laalo mbépp. boobu dafay démêler Kanja aussi dafay démêler. donc ñu ñëw ci hydraté bi. hydratation bi aussi daf ci am solo donc actuellement am nga huile de coco am nga huile de jojoba. am nga huile d'amande douce nga xam ne baax na aussi bien pour la peau que pour les cheveux am na tamit huile d'ail. waaye karité am na ci solo. waaw ma ñëw si ak karité. waaye lii ma la limal yëpp amoon na bu njëkk ba. waaye karité lañ gënoon a taamu donc léegi nii ba tey beurre de karité bi gis nga ko. boo jëlee sa huile yooyu nga boole ko ak beurre de karité beneen noisette da nga siy jël nga defaral ko hydratation bi. quatrième bi si des mooy coiffer. ma ñëw nag ci coiffure bi yaa xam coiffure yi warut a serré trop. et puis warut a nekk coiffure yoo xam ne dafa bëri torop da ngay alterner tresse bi ak coiffure maanaam coiffer karaw gi noonu. alterner ko ak létt bi. parce que comme ni ma sama benn xarit coiffeur waxoon nee na ma bu fekkoon ne diwlu niin
ak létt mooy maye karaw kon sénégalais yi kenn du leen ëpp karaw te muy dëgg donc diw bu niin dafay indi poussière. waaw dañuy taamu ngay def sa cuir chevelu. et puis c'est une fois par semaine. exactement lii ma leen di wax nii. di ko wax maman Maymouna. benn yoon la par semaine. exactement donc dafay nekk sax routine boo xam ne. day indi benn chaleur entre yow ak sa doom. dimanche liggéey woo wala samedi liggéey woo nga jël sa bébé bu ko dénk jànk bu ko dénk kenn nga defaral ko sa bopp. alors justement Codou dama bëggoon ñëw ci la manière. parce que aussi c'est important et c'est un moment pour que le bébé soit très relax. la maman aussi ñu am complicité mais surtout quand je dis la manière naka ngay téye xale bi boo koy sang c'est-à-dire que boo amul sax comme jumtukaay yi nga xamante ne bi wane nañ ko mais mun nga ko góorgóorlu am ak sa loxo et puis avec cette douceur que qu'on connaît chez les femmes. Et je pense que loolu dafa am aussi complicité bu mag bu nga xamante ne bi da koy indi entre la maman et le bébé et c'est des moments que le bébé attend. exactement moo tax gis nga samay baat bi li muy duusandi ma gis nga si reportage maa ngi lay defal ay éléments ne dëkk defal nañ di ko raay tu vois donc parce que gis nga boo demee salon yaa xam ñu lay defal shampoing di masser sa der bi da ngay nelaw bébé bi tam dafa soxla loolu. donc gis nga jooyul parce que à force de le faire une fois par semaine day dem ba ça devient un moment privilégié entre yow ak moom ba daf koy enjoy sax comme on dit donc loolu noonu yaa xam damay ñëw ci li nga xamante ne si pour terminer mooy fréquence bi wax naa ko une fois par semaine mais di utiliser surtout des produits capillaires adaptés parce que actuellement ku jóg ne la gamme de produits il faut privilégier les gammes de produits naturels comme huile yi ma la wax ni karité bi dara gënu ko am na sax léegi karité yoo xam ne du xeeñ du def dara ensuite am na benn produit boo xam ne dans mes recherches dama ko noté il faut toujours lire ci ingrédients yi loo xam ne ni amul phénoxyéthanol donc ça s'écrit PHENOXY accent aigu ANOL parce que c'est un élément buy am souvent dans les produits te loolu ñu ne dafay indi ay perturbations ci développement naturel u karawu xale gi donc nañ koy comme ni ñuy xoolee si parfum yi yenn ingrédients yi bu si amee ñu koy bañ nañuy lire tamit les notices alors ñëw ci li nga xamante ne bi maman mooy les produits naturels je pense que c'est important te nag bu ñu defaree raxas bi nañ ko def sànq maa ngi koy wax avec beaucoup de douceur ba pare mu set li muy wax c'est important parce que di nga ko raxas 3 fois te ci biir 3 fois boobu yaa ngi communiquer ak sa doom nga defal ko démêlant su paree comme ni ñu ko waxee nga jël lu nga xamante ne bi dafay fomp vraiment bopp bi toujours avec beaucoup de douceur def ci huile yu ñu ci wax waaye toujours nag code mi ngi koy wax nañuy éviter parce que léeg-léeg nga gis xale boo xamante ne bi ndeysaan du mën a wax waaye serré nañ bopp bi raxas nañ ko ba mu dëgër je déteste ça man xale bu nekkee létt bëggu ko duma ko létt dama koy bàyyi defar bopp bi noonu bàyyi ko noonu parce que faut pas faire souffrir les enfants comme ça loolu dëgg la xam nga dañuy anticiper xale yi seen at des fois da ngay yor xale boo xamante ne 1 an rek la am nga bëgg xëy na mu gaawantu màgg pour def comme xale yi jigéen ñi parce que boo amee doom bu jigéen xam nga mi ngi noonu da ngay bëgg daal di ko valoriser tout le temps exactement loolu la mais man dama am nag question sax pour Codou parce que xam nga ñun ñëpp dëkk ñu ci ville bi te xale yu bëri ñi ngi ci banlieue bi tout le temps dañuy fo ci suuf si dañuy takk seen bopp yi day tilim te dama dégg léegi nga ne une fois par semaine la ñuy raxas bopp te ñooñu duñu mën loolu noonu da ngay gis koo xam ne sax chaque jour dafay raxas bopp doomam est-ce que loolu lu baax la jumtukaay yi aussi c'est pas à la portée de tout le monde est-ce que tamit jël saabu bi di jar ñett muy saabu bi nga xam ne mooy saabu ordinaire kese raxasee ko sa doom def karité kese yooyu noonu mi ngi noonu non loolu dara gënu ko c'est-à-dire lii dañ la koy wax de préférence mais xale bi bien évidemment su daanoo tilimal boppam et tout il faut nga nettoyer ko raxas boppam mais loolu dafay indi rek si li nga xam ne mooy jàngal sa doom yenn yi surtout doom bu jigéen dafa am ay habitudes yu ñu koy jàngal dès le bas âge lii nii boo gisee ma indi ko pour éviter li ñuy wax teeñ parce que teeñ dès l'instant que mu installé wu ci bopp xale bi il est très difficile nga dindi ko bu loolu weesoo aussi da ngay gis ñoo xam ne seen cuir chevelu dafa yàqu ndax ay yokk mèche def si ay afro def si ay gaz am na xale yoo xam ne gaz sax dañ leen koy defal gaz ak afro dafa nekk loo xam ne baaxul sax si mag waxatuma la ak ci xale nañ ko éviter autant que possible xale bi mën na dem ba 15 ans 18 ans te du laal gaz wala du laal li nga xam ne moom moo di défrisage may dafa mel ni
ñi ngi wax aussi xale yu jigéen ñi mais tamit bu ñu fàtte ne bile bébé garçon ñoom tam dañ leen di war di shampoing di leen entretenir seen bopp aussi. waaw góor ji tamit ci lañ bokk comme ni nga ko waxee surtout bu fekkente ne dem nañu ba commencé di jàng di dox di foo comme ni ko maman Dieye waxee sànq ñuy bërëngu ci suuf yeeg yooyu c'est vrai que en milieu urbain mun nañ bañ a am suuf mais dinañ foowee daal loo xamante ne amaana xëy na dina leen takkal donc je pense que ne ni ñuy toppatoowee bébé yu jigéen yi noonu it la ñu war a toppatoowee bébé yu góor yi buñ leen dina raxasalee seen bopp defal leen shampoing demale leen tamit ñu dem yóbbu leen chez le coiffeur ñu watu te xam naa ne loolu moom papa yi dinañ ci sawar tool ndax jigéen yi nii yàqamtee seen doom yu jigéen yi màgg ñu commencé di leen sañsel ak yooyu góor yi itam ñoom tamit noonu la ñuy yàqamtee ku góor ki màgg tuuti ba ñu mën di ko defaral ay coiffure ak yooyu comme ñoom ni ñu koy defee. Très bien. Voilà. Alors Aïcha yàlla daal mooy buur xam nga lu tax parce que c'est extraordinaire c'est-à-dire que nit ku normal ñun sànq ba léegi koo gis rek xol baa ngi neex parce que imagine yi gis parce que voilà quoi ay jigéen la ñu et puis voilà jigéen bu mu munti doon image bébé voilà c'est tout de suite non c'est tout de suite le sourire tout de suite l'émotion mais dama bëggoon yokk tuuti ci code lu mu wax parce que ñun en fait ci pays du sud yi tàmmuñu di utiliser shampoing parce que soit amoo shampoing boo xam ne amul yeneen kii chimique yi dañuy jël gis nga savon noir xam nga dafa bari soude da ngay jël savon noir bi diluer ko ndox diluer parce que day gaaw xëpp day gaaw xëpp donc c'est pas la peine nga ci def lu bare léegi sooy raxas sa bopp xaraw de xale bi que ce soit un garçon une fille da ngay jël sa paume doo jël sa wey parce que ñun même salon yi da ngay dem ñu jël seen wey yi nga traumatiser à vie donc non mais elle a raison la manière ouais non il y a la manière c'est très important il faut caresser def nànk eau tiède ba pare huile yi ngay jël aussi c'est très important man nag personnellement dama accro qualité man je pense que j'ai dû me tresser 4 fois dans ma vie. D'accord ay létt non da lay traumatiser. léttu ak kaani ci xale baaxul. am na létt yu metti daal. doo jàngal leçon di lekk kaani du dugg. doo jàngal leçon ñuy serré sa karaw bi. ngay dem di def nii classe du dugg. non c'est vrai non tu as parfaitement raison. mais pour terminer mooy il y a quand même une différence entre entretenir les cheveux de bébé garçon ak entretenir les cheveux de bébé fille. parce que pour bébé fille da nga koy defal ay produits yuy favoriser la pousse. tout à fait. par contre bu dee góor la soxla woo ko. donc pour les enfants les garçons da ngay nettoyer ba mu set fexe ba bu muy am crasse bu muy am yenn croûte bu mu xeeñ na xare. mais t'as pas besoin de si def ay huile de coco jojoba. n'allez surtout pas le faire. alors moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Nous avons toutes des garçons. Ah oui. Oui. Alors je vais dire pourquoi je suis pas d'accord. Bien placé pour le dire. Bien très bien placé. Parce que tout simplement les garçons en tout cas fi àddina toll. ñoom tam dañ soxla karaw. gis nga seen coupe yooyu ñuy def. nga xam ne fii day bëri karaw. après nu wat fii. ñoom dañ koy entretenir parce que man damay jënd shampoing di jënd démaillage. di jënd ay produits ñooñu mag lañ man bébé daal. waaw mais bu nekkee xale tamit jàppale ko bébé garçon avec une tignasse. non des fois c'est joli ça dépend. mon Dieu ça dépend c'est-à-dire que des fois dootoo ko wat ndel quand même. non ça dépend de l'âge. exactement. c'est comme avec sama doom man karawam day gaaw a sax. dama koy dem soo demee si kii coiffeur bi naka wat ba mu set. et lui il a horreur de ça. voilà tu commences à traumatiser l'enfant alors qu'il est tout petit. mais bon mais daal karaw moom si jigéen lañ ko taamu nag yaa xam nag. ça change c'est à revoir alors ma dellu ci sunu xarit Sophie xool fan la toll bu ko defee ñu gërëm bu baax a baax madame Cissé Code Mohamed kon nag les produits naturels c'est important naka la ñu koy defaree xale bi mu nekk un moment de complicité avec l'enfant gis naa ci paan bi vraiment benn mbir bu nga xam ne teg nañ ko ci nga xam ne dina ci mën a teg bopp bi calmement et puis on le fait avec beaucoup de douceur parce que semaine bi farax pendant le week-end ñu jël un peu de temps avec nos enfants parce que en fait on se rend pas compte que ça va très vite dañuy màgg très vite ba pare voilà yow def seen vie et puis après tu les vois plus et après c'est compliqué quoi alors Sophie fan nga toll
d'accord naa ci li ngeen wax lépp. ah gis nga de. waaw dëgg la de. d'accord naa ci c'est-à-dire karaw bébé daal bu jigéen ba. nañ ko defar ba mu baax waaye tamit ko agressé di leen defal létt yu dang yu saf. ah non ça va pas. létt leen nànk raxas seen bopp yi nànk parce que ñoom ay princesse la dañ leen war a toppatoo. macha allah et puis jigéen sax dañ ci sopp douceur nag wax dëgg yàlla. sa fi fa toll. yaa xam déjà pour le moment nii dressé naa sama benn assiette crudité. gis nga nii moom laa defar nii. d'accord. waaw defar naa ko nii ba pare. waaw. rafet na de. gis nga comme ni ñu ko gisee nii def nañ maïs doux. waaw def concombre tomate. carotte râpée. betterave aussi ma râpé. def toute laitue ci rebord yi pour génne couleur bi. gis nga nii assiette bi moom déjà pare na. damay ñëw defar benn vinaigrette boo xamante ne bu ñu koy lekk. moom la ñuy jël pour utiliser ko. d'accord déjà nii moom mën naa ko teg nii de côté. waaw. ci kanam tuuti xam naa dinaa la ko andil pour dégustation bi. waaw mais gis nga Sophie. madame Fatou Dieng responsable RTS 2. waaw. non moom mën na salade en tout cas ñi demoon un cadeau pour un sourire fële Thiès. xam nañ ci dara ak mën a salade. bon waaw ba pare da koy defar man de loolu yëguma ko woon. je t'assure. kon de Fatou man war na maa jox ay cours. non bàyyi ñuy jël ay cours ci yow en tout cas ñu ngi lay gërëm di la retrouver dans quelques instants. suñu xarit Sophie nga xamante ne bi saa su ne dafay ñëw ak ñun ci vraiment li nga xamante ne bi moom ay menu ñu leen di woon ci week-end bi parce que nag daf ciy baax sànq ba léegi maa ngi koy wax c'est vrai que nag ñi ngi tàngaay baa ngi dugg si te salade dafa baax même bu nekkee da nga war a lekk ceeb sax nga def tuuti salade mu frais. ak voilà et cetera vraiment dafay baax de Aïcha. non ça ne dépend rek. ça dépend ça ne dépend am na yoo xam ne xam salade dafa nekk culture. tout à fait. waaw alimentaire. dëgg la man personnellement su ma lekkee salade mu mën a lekk leneen. c'est parce que li nga ciy jël moo dul bëri. non c'est pas ça je m'en vais directement à l'essentiel. ça c'est l'africain. xamoo entre di nga xam noonu. mbokk yi ñu ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy conseil santé madame Régie dellu si waat. waaw ni ngi nuyu bu baax a baax suñu xarit Karine Joannel parce que xam ngeen ne ñëwoon na ak ñun ci grossesse extra-utérine waaye nag nee na ma yaa xam doyul dañu ciy xuus Karine maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est toujours un plaisir pour ñun vraiment di la recevoir ci plateau Tam Tam. xam nga ne moo tam-tam moom samedi bu jot il faut que ma nekk ci biir ndax su ma ko amul rek day am lu may manqué maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamante ni moom laay bokkal plateau bi samedi bu jot di nuyu képp koo xamante ni nag yaa ngi xool seetaan jàpp ci bu baax RTS 2 rawatina tam-tam tey nag dama leen indi li nga xamante ni mooy surtout li ñu defoon vendredi dernier muy grossesse extra-utérine waaye ki ma ci gën a xam moom la ñuy déglu mu wax ba pare ñu dellu si. grossesse extra-utérine ñaari yi ko indi principalement ci li ci ëpp infection la am na ñaari façon germe ñaari doomu jàngoro yoo xam ne benn bi mi ngi tudd chlamydie benn bi mi ngi tudd mycoplasme chlamydie mycoplasme boobu su nekkee sa kanam ba yàgg si dana dem ba fàtt sa buntu jurukaay su ko fàttee nag soit di nga am ay difficulté pour am doom pour nga ëmb dina xaw a jafe tuuti wala soo ëmbee nen bi du mën a jóge fi muy sosoo dem dugg ci buntu jurukaay bi dafay càng ci trompe yi bu boobaa su càngee ci trompe bi dina màgg di màgg ba jékki-jékki trompe bi dafay fàcc éclaté soo éclaté mu def hémorragie interne sa biir di metti n'est-ce pas nga gis règle nga gis deret bu bëri commencé di miir commencé comme am ay malaise suñu la yóbbule hôpital rapidement malheureusement mën nga si ñàkk sa bakkan donc grossesse extra-utérine moom dafa nekk loo xam ne c'est très dangereux parce que mën na la sa faat sa bakkan habituellement ñu ngi gis grossesse extra-utérine instant bi nga xam ne éclaté na instant bi nga xam ne am nga hémorragie interne du soo amee hémorragie interne moom opéré rek pour arrêter hémorragie bi la ñu mën def hémorragie léegi opéré boobu noonu ñaari façon la soit dañuy def lu ñu tuddee cœlioscopie ay caméra la yu ndaw yoo xam ne dañu koy dugal ci biir bi n'est-ce pas ay pince dam xool exactement fan la butu jurukaay bi éclaté fan la grossesse extra-utérine bi nekk ñu kepp ko dindi ko opéré ko mu jeex su nekkee amuñu cœlioscopie dañuy def lu ñu tuddee laparotomie moom dañuy ubbi carrément inciser ubbi biir bi dam xool exactement fi mu nekk dindi li doon saigner takk ko ba pare nettoyer biir bi deret yi fa nekkoon nag kay yooyu ñu dindi ko de temps en temps nag su nekkee grossesse extra-utérine bi teel nañ ko gis mën nañ leen defal lu ñu tuddee traitement médical benn piqûre la boo xam ne dañ la koy defara ku tuddee méthotrexate su ñu ko defee piqûre bi dafay arrêter développement grossesse bi comme ça du soxla ñu lay opérer mais c'est extrêmement rare parce que ñun suñu dëkk yi instant bi ñuy gis grossesse extra-utérine fekk na c'est trop tard pour ñu mën def traitement médical puisque nee nañ que grossesse extra-utérine léegi temps en temps infection mi na ko joxe soo xasee ba am grossesse extra-utérine benn yoon il est conseillé très régulièrement ngay def prélèvement vaginal di vérifier ndax infection bi joxe woon grossesse extra-utérine bi ñëwaatul parce que grossesse bi
infection bi su ñëwaatee ni mu defee créer grossesse extra-utérine une première fois évidemment mën na ko créer une deuxième fois te soo amee grossesse extra-utérine ñaari yoon suñu dindee sa ñaari butitu nanukaay pour nga amaat doom xëy na fécondation in vitro rek ngay mën def. yaa xam nag ñoo ko déggandoo grossesse extra-utérine dafa nekk loo xamante ni c'est très grave waxoon nañ ko fi samedi dernier ñu ngi koy waxaat tey la répétition est pédagogique dafa nekk loo xamante ni c'est très mesquin dafa bokk ci feebar buñ ko mënee waxee noonu bokk na ci feebar wala jàngoro yi nga xamante ni doo leen gaaw a gis balaa nga leen di gis fekk avancé na stade boo xam ne mënatoo ci dara wala chirurgie la wala traitement boo xam ne comme ni mu ko waxee c'est très rare ñu gis ko au moment où on peut faire le traitement kon nag ñu ngi leen di ñaax yéen suñu mbokku jigéen ñi ñu ngi leen di ñaax saa yu ngeen amee seen grossesse dès le début de la grossesse c'est-à-dire bés bi ngeen di xam ne heure bi jàpp ngeen grossesse dem leen seeti seen gynéco ngeen commencé di def seeni rendez-vous ni mu waree parce que si rendez-vous yooyu lañ leen mën a di defal ay échographie di xool li nekk si biir bi ndax normal na am déet di xool itam ndax butitu jurukaay bi amul loo xamante ni mën na indi ay gàllankoor kon nag grossesse extra-utérine encore une fois amul loo xamante ni mën nañ ko xam avance y a pas de prévention il faut faire très attention yéen tam suñu mbokku góor ñi ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale seeni soxna bu grossesse amee parce que ñu bëri duñ ko comprendre bu grossesse amee il faut ngeen di ànd ak ñoom si gynécologue bi même bu fekkee mënu leen dem ngeen yabal leen ñu dem def seeni rendez-vous correctement bu fekkee am na te mënatuñ si dara ñu defal ko chirurgie génnee grossesse boobu sinon ñu defaral ko traitement bi voilà yaa xam li ñu fi indi woon tey pour grossesse extra-utérine ba samedi prochain incha allah. waaw ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax suñu xarit Karine Joannel alors Aïcha Karine wax ay mbir yu nga xamante ne bi dafa jar a jàpp parce que nee na c'est très dangereux nit ki mën nga dem ba ñàkk ci sa bakkan mu waxati beneen mbir bi nga xamante ne bi dafa am solo nee na une fois nga am li nga xamante ne moom mooy grossesse extra-utérine da ngay war a faral di dem ca docteur mu lay defal prélèvement parce que loolu mën na dellu si waat ci sa beneen grossesse. Encore une fois, on répète la répétition. Étant pédagogique. Que c'est dangereux, mën na rey. Extrêmement dangereux. Parfait. mën balaa mu lay indi yeneen jàngoro yi. grossesse extra-utérine moo loo xam ne su fekkee dal la première fois. da nga nekk sous contrôle même su fekkee am nga beneen grossesse. ba sa grossesse dem à terme. parce que complication yi dafa nekk loo xam ne c'est très 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 difficile à gérer. dañuy waxoon aussi ñun jigéen ñi dañuy dem ci gynécologue quand tout est compliqué. Normalement da nga war a am ay visites. Chez le gynécologue chaque 3 mois. Absolument. Dem pendant toute une année 4 fois ngay dem ci gynécologue bi ba pare def ay examen poussé. Tout à fait. Léegi grossesse extra-utérine da ngay perdre sa utérus sa ovaire pardon sa ovaire et puis même balaa ngay amaat doom day metti parce que dañu lay defaat sous traitement. D'accord. dañu lay defaat sous traitement parce que il faut que ñu defaraat tout le processus d'ovulation parce que nen bi fu muy nekk il faut que mu nekk un vrai cocon. Très bien mu nekk à l'aise. Alors may dañu gis ne que am na ñu nga xamante ne bi jaar nañ ci grossesse extra-utérine. dem nañ ba quand même am doom. mais ci biir loolu il a même fallu dindi ovaire. Alors sachant que xam naa ne Karine dina ci ñëwaat. que mun nga am benn ovaire ba pare. nga am doom loolu gis nañ ko fi gisaat ko fi. mais dafa nekk lu nga xamante ne bi su xasee ba installé wu ci nit il faut comme ni ñu ko waxee te dañu koy baamtuwaat. dem di seeti docteur. parce que encore une fois c'est dangereux. fàggandiku moo gën faju comme ni ñu koy faral di waxee et genre feebar yi ni mel ku mu dal ku nekk yéene wuñ ko te dañu ñaan yàlla mu musal ko bépp jigéen waaw mbégte bi nga xamante ne yaay bu nekk dina ko am jigéen boo gis rek ñaan nga yàlla moom it mu am mbégte boobu noonu bés mais leneen li ci gën a metti dama bëggoon ñëwaat tuuti rek ci complication yi nga xam ne Aïcha mu ngi ko doon wax sànq dem na ba ci nga ñàkk sa ovaire nga dese benn wante ci benn boobu noonu yàlla duñu won boppam won ñu ne moom rek mooy maye mooy xañe nga gis si ñoo xamante ne dañu amaat ñu gis ne tamit complication yi li mu metti itam da ngay gis ne en général ñu muy dal du ñu toog lu yàgg rek ñu jàppaat ëmb loolu tamit beneen karaama la tamit dafay gaaw dafa gaaw parce que kooku dafa dem ci médecin bi déjà mbiru yàlla rek d'accord mais dafa am contrôle dafa nekk koo xam ne elle est sous contrôle en permanence. Traitement. Très bien. Voilà. Alors Madame Cissé gis nga nag Karine xuus na bu baax a baax ci loolee parce que léeg-léeg ci dëkku kaw yi sax dina am ñu naan bàjjan bee ko liggéey ak kii moo ko def léeg lii jàpp na ko alors que
ndekete demuñu ci docteur ba xam ne grossesse extra-utérine moo jàpp ndaw si. waaw man keroog dama jàpp lu bari si li Karine doon wax muy wàllu prévention bi suñ ko teelee yëg suñu teelee xam ne maanaam nen bi demul fi mu waroon a toog pour màggee fa mais dafa des ci ovaire bi loolu nag comme li ñu waxoon rek jigéen da nga war a nekk à l'écoute de ton corps yenn anomalie yi war nga ko sentir nga xam ne di nga mën a teel a dem sa gynéco comme Aïcha ni mu ko waxee jigéen bu ne nga am jëkkër nga bañ am jëkkër nga sëy nga bañ a war a sëy da nga war a am gynéco fii nag soo nee maa ngi dem ci gynéco bi ñu naan moo jànq bi ana jànq ak gynéco fekk da nga war a dem ci sa gynéco tout comme ni ko dentiste yi di jooyee saa su ne dañ naan balaa nit di ñëw rek fekk bëñ bi yàqu na bëñ baa ngi metti dañuy wax dem di gis dentiste souvent donc nañuy dem di gis gynécologue yi soo xasee ba wan na lor rek ba nga xam ne wan na nga lor del jege sa médecin alors yaa ngi wax boo xasee ba wan na lor mais laata sax ngay wan na lor parce que defe naa ne am yooyu nga xamante ne bi xëy na boo demee ci médecin bi tout de suite dina gis na que par exemple y a une infection et cetera mën ko prévenir maman dina baax ci loolu parce que ni mu expliquer symptômes yi nee na du nekkul ne tout le temps da nga koy gis mën na dem ba toll foo xamante ni leen nii mën na wees sax pour que ñu faj ko ñu koy soog a gis mais lu ci mënti di am man damay wax ci jëkkër yi maanaam koo xam ne xam nga fii tàmmuñu sax comme ni ko wax léegi avant ngay am jëkkër ngay dem di seeti gynécologue tàmmuñu ko parce que on se dit que ne boo demee dañuy wax sax lu ko jot ba mu war a dem foofu mais boo amee jëkkër tamit jëkkër ji war na la toppatoo maanaam war na la assister parce que ëmb dafa doon lu doy waar ëmb dafa doon loo xamante ni leen nii jigéen bu ci jaar ba jàll di nga xam ne yàlla rek mooy Karim donc à partir de foofu boo ëmbee sa jëkkër même yow boo nekkee nit koo xam ne da nga négligente dara ñoru la moom war na la taxaw kon góor ñi rek laay woo foofu di leen ñaax ñu taxawu seen jabar yi bu ñu ëmbee ñu ànd ak ñoom ci kër docteur laajte xam nga topp seen jabar di ko suivre étape par étape parce que doom jooju ñoo ko bokk jur te mi ngi noonu daal absolument en tout cas ñi ngi gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit Karine Joannel ci li nga xamante ne bi moom mooy conseil santé tey mu indi laa toon ñu li nga xamante ne bi moom mooy grossesse extra-utérine noo ko tekkee sax si wolof noo ko tekkee ci mooy boo xam te ne maanaam nen bi màggeewul ci bututu njurukaay bi dafa toog fi nen bi di génnee mooy ovaire bi mooy génnee ovule bi mooy nen bi donc après dafa war a déplacer wu dem ci utérus bi maanaam ci bututu njurukaay bi alors dafa baaxul rek xëy na ñu baamtuwaat ko ci li nga xamante ne bi moom mooy wolof mbokk yi ñu xuus nag ci émission bi ñëw ak yéen ci label 221 andi ci ak madame Guèye Maymouna Sy madame Guèye nee nañu label 221 tey dañu dem ci encore une fois ci artisan yi dem ci découvrir ci banlieue bi parce que nag wax dëgg yàlla ci banlieue bi la fay xew mbokk yi bëri na lool ci liggéey ci góorgóorlu te nag ki nga xamante ne bi tey ñu ngi koy waaj a wone da ngay góorgóorlu ci ay sac en wax naam ci wax yi lu ne nañ ciy def Aïcha indi woon na fi keroog ay cravate en wax gis nañ lu ne ci wax waaye nag ñu dem xool sunu mbokk mi ne lan lay liggéey mën cee jàpp rek parce que dañu ne dañ leen koy won waaye dañoo bëgg ca pandaw ga ngeen dem xooli ko nag jàppale parce que nag dañu ne label 221 pour que nag vraiment ñu jàppale suñu càmmiñ yi ak ñi nga xamante ne bi mooy suñu sœur yi kon nag ñu dem dellu si wat bi ay matières yu bëri la nga def da nga defaree colle ak carton ak craie bi ñu fa comme daal léegi nag ñu bëri xamuñu ko mais dañ leen ko bëgg woon tey ñu ñëwoon tey RTS pour bëgg leen ko woon daal. léegi benn gabarit la ñuy jël tracé ko comme matière de kii forme sac bi commencement léegi ñu jël maanaam lu koy tëj ak lu koy tijji ak lu koy doubluré yëpp suñu paree da nga koy daggateeg ba mu ba pare ba yëpp pare ñu collé ko bu mu collé pare ñu commencé ko teg ñaw. ay xale yu ndaw lan ay xale ndaw jàng nañ suñu métier am yaakaar nañ suñu bopp même ay wàllu tabaski sax ñoo ngi ko siy defaraal mais lii ngeen jot a gisugum lii la leen jot a wanagum. Sans arrêt du lundi au lundi. Et le daron a fait pas
yeneen modèle yoo xam ni sax du am jàpp du am ban du am dara mais comme fer lay am waaw weñ lay doon waaw yooyu yëpp si fii la nga koy defaree si Sénégal gi la nga koy defaree bu dul mën am na ñeneen ñu ngi ko fi defee mais ñun mun boo lu ñëwee modèle boo leen wan incha allah bu nekkee nit di ko defaree dina ko def. waa defal nag jarul wone parce que xam nañ ne yow da ngaa bëgg a wax yow léegi li nga xam ne mooy sa livre bi tey kontaan naa wax lañ couverture bi wax la léegi yow sax sa bopp dafa ànd ak sac bi parce que xam naa sac bi dina yegsi si man mais bu yegsi si man ma jox ko Aïcha voilà léegi Codou tamit mi ngi dosé non nee na tablette bi moom itamit li nga xamante ne bi moom la ko couvrir muy wax kon nag mbokk yi dañu jàpp ci wax bi ñun ñoo ko moom yaa ngi sol sa wax ba pare bu baax xam nga ne su ma téye woon tablette bi d'ailleurs sax bu may dem dama koy yóbbu en tout cas may dañuy kontaan parce que di fësal li nga xamante ne bii fii lañ ko liggéeyee Sénégal c'est une fierté et nga gis ne que bu njëkk ba dañ doon wax problème finition alors que là on voit que côté boobu ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax a baax billaay ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax a baax la preuve boo xoolee reportage bi ñëpp gis nañ que ne sac bi il l'a fait avec avec matériaux boo xamante ne vraiment c'est rudimentaire mën nañ ko wax ndax tissu bi la am ak genre carton bi nga xam ne moom la ñuy daggee gabarit bi amu ci lenn loo xam ne da koo jéggaani pour defar sac bi muy lu am solo nag loo xamante ne vraiment jar na daal ñu leen di jàppale ci initiative yi ñu am jàppale leen tamit ci góorgóorlu bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy góorgóorlu boo xoolee ci reportage bi mu ngi wax mu naan ñun ay ndaw lañu mais bëgg nañu wante dañoo amul doole mais man plateau bi fii tey dama gën a kontaan parce que gis naa ne li ma fi waxoon nit ñee ngi koy topp donc lii rek mooy tax mais yow da nga ci jiitu man moom wax dëgg yàlla ak Mariama Maga Suba man dama leen di won ne wax dañu ci sañse ba mu rafet da nga cee dëkk te nag fuñ ma woo ma wuyu leen tey fuñ ma woon fii à côté fii nii du xam ngeen foofu noonu waaw mooy suñu mbokk yi nekk boulevard de la République quoi parce que sol naa sama wax sol sama talon non c'est juste pour dire que bu njëkk ba tu vois les gens se disaient waaw est-ce que lii mën na dem fii mais wax fu ne lay dem man gis naa benn marié boo xam ne la mu sol dafa am wax mais ñu defar ko ba mu rafet la preuve yaa xam dogguma la yenn saa yi Mariama jox la tenue yoo xam ne boo ko solee ba génn man ay nit laaj nañ ma ne ma ban façon tissu la exactement ñu ne ma tissu bi ban façon tissu la ma ne leen suñu wax bii la ak suñu yeneen tissu africain yi nga xam ne ñoo nekk fii muy lu am solo donc mbir mi daal y a pas de secret artisan yi nañu defar ñun ñuy consommer comme ni ko madame Cissé defee waaw man damaa jël sama wax dem kon wane nañ ko damaa jël sama wax non il faut nit ñi gis ko n'est pas simple non il faut que gis ko xam nga may jox ma label bi jox ma label bi mais xam nga dama dem si ñi nekk fee ci wetu stade ba falaa dem fay 2000 ñu defaral ma ko mais may gis nga am na benn xeetu wax boo xam ne boo ko solee bu ñëw sama kër de ndax ma dédoo laa ko def ci ay coussin mais c'est très joli attention fii moom ku ñu waxu wax man damay wax ñu ñëw sa kër waaw surtout que nag yow da ngaa xaw a laal fee non bërëb boobu laa jógee voilà yaa xam li mu sol wudin la wudin mooy vax boo xam ne dañ koy sol pour ay manifestation présentation télé te dafa cher am na Vlisco boo xam ne moo gën a cher ci vax yi kay day la oui léegi nag am na vax yoo xam ne pour décoration la d'accord mooy boobu de 6 mètres coûte 2500 3000. loolu moo am attention man bi ma jënd mais maa ngi ko jëndee 7000 bul ma defal lu de alors yaa ngi faral non man bi ma jënd jarul 2500 non mais nag si non yaa xam non dama doon ñëw ci paañ yi nga xamante ne bi dañ koy sol ñun en Afrique c'est-à-dire il faut que les gens sachent que mais am na ci yoo xamante ne bi cher na cheraay mais man bañ ma njëkkee wax 45000 beneen dama tiit non il y a plus que ça il y a beaucoup plus cher que ça alors il faut pas aller dans les pays comme le Nigeria foofu am na yére traditionnel yére wolof yi 100 000 lay commencé exactement donc c'est pour dire que fan yi sax am na vaccin yu bees yu génn yoo xamante ne dañ ko
xoode soo gisee motif yi doo xalaat ne lii wax la man dem naa si benn boutique fan yi bu ma ko gisee xoode laa ko tegoon wala jippiir mais wax bu bees la nit ñi sax commencé guñ ko gis bu baax mi ngi noonu mais amoon naa benn question pour yow xam nga wax yi dañ koy defar saak moom nga wane nii mais tamit day tilim te war nañ ko mën a fóot est-ce que tamit ñi di ko defar di ko booleeg matière boo xam ne di nga ko mën a fóot parce que bu tilimee tamit des fois day compliqué pour nga nettoyer ko xam nga boo ko defee rideau comme corde wala nga def ko ay coussin mën nga ko dindi nga fóot ko sans problème mais bu nekkee saak rek il faut que defarkat yi bàyyi ci matière yi ñu ciy boole yoo xam ne du adapté ak ndox bi nga xam ne soo ko fóotee rek da ngay mujj ñàkk wax bi li nga wax dëgg la effectivement la preuve sac bi boo gisee gabarit bi nga xam ne moom lañ def ci jàppukaay bi ak ci loxo yi mooy lu beige li genre simili cuir pas cuir vrai mais synthétique bi xam nga synthétique moom loo ci def ne da ngay fomp rek mu set voilà donc je pense que ne jël nañ ko en compte li nga xam ne nag muy tissu bi tamit ci suufam mooy li ñuy jiital avant ñu ci teg tissu bi dañ ci def benn matière boo xamante ne day xaw a mel ni comme genre plexi wala plastique boo xam ne bu laalee ndox du yàq dara donc boo nettoyé day set wecc da ngay fóot ba mu set nga weer mu wow nga utiliser waat man am naa ci ay dàll yoo xamante ne man dama si am saak mu fóot ko mu léegi su fekkee da nga am sa sac wax mu tilim da ngay jël sa savon mooy savon ordinaire nga jël savon de Marseille waa ku xooj ko ci ndox tuuti bomb jël sa brosse mooy brosse cirage bi bomb dindi tache bi jël éponge mooy éponge yu bleu yi def ko ci ndox dindi mousse mi spécialiste la de da koy utiliser moo tax def ko ci naaj bi mu wow léegi nag soo paree nga jël sa vinaigre defaat ko ci éponge ak bi pour couleur bi bañ a dem d'accord couleur bi bañ a parce que looloo ma dal man dafa yëbb voilà couleur yi ñoo sottante donc léegi xam nga niñ koy defaree nga jël noo def vinaigre bi da ngay jël sa la même éponge bleue waaw jël tuuti vinaigre ay 4-5 gouttes waaw def ko ci wax bi bàyyi ko ci naaj naka noonu ci dàll yi nga xamante ne bi gis naa ne am ngay dàll yoo xam ne lépp wax la oui te daal am na 3 ans comme man rek 2015 bu bees tax entretien lay voilà en tout cas merci Aïcha ma la bëggoon wax sànq xam nga yaa ngi doon tudd Nigéria soo gisee photo modèle yu bëri Nigéria lañ koy jëlee boo seetee seen photo yi da ngay gis ñoom ñëpp ñu niroole xam nga loolu mooy lan loolu ñoom ni ñuy ndawtalee tey ji yaa xam su amee xew ñuy takk doomam wala xew bu neex daal léegi sax maanaam au lieu ñu ñëw di la ndawtal yow da ngay dem jënd say dampi wax c'est-à-dire que mën nga jënd même damp bi à 10 000 yow nga ne mètre 20 000 nga koy jaay mètre 30 000 les gens sont tenus de les acheter pour ñëw sol ko sagal la ñoom noonu la ñuy defee seen ndawtal ndimbalante la yow da ngay jënd sa tissu même bu dee da nga ko jëndee mètre 500 nga ne mètre 10 000 nga koy jaayee man dama war a ñëw jëndee ko mètre boobu et le nombre de mètres qui me va ma sol ko ñëw looloo tax ñoom ñëpp ñuy niroole. très bien et ça je trouve que système bu bien la jàppale la may vraiment ñi ngi lay remercier di kontaan nag ci xuus bi nga xam ne yaa ngi koy xuus ci banlieue bu Dakar te nag xam naa ne du yem ci banlieue parce que di nga faral di dugg ci li nga xamante ne moom mooy région yi te ñuy gën a xuus ci région Sénégal yi parce que saa su ne dañ koy wax label 221 fu nekk ci Sénégal la fa nit di yëngu ak waasa boo mën a bokk di am lépp lu nga xamante ne bi nit mën na ko jëfandikoo di kontaan bu baax a baax ci yow madame Guèye Maïmouna waaw jërëjëf Yaxam di kontaan ci yow tamit kontaan ci vraiment commentaire yi nga xamante ne indi nañ ko ci wax bi ak li ñuy jàng ci Aïcha mais surtout di encourager ñi ñu mel ni Mamadou Ñing di cordonnier nekk foofu ci marché Xelkom bu Guédiawaye mais remercier aussi suñu collègue yi nekk RTS 1 Ndiémé Diagne bu jege këram moom moo tourné élément bii nii mu def xam nga man damay wër consommer sénégalais rek label fu ma ko gis rek ma ne lii de moom ci dafa war a dem ci leket bi absolument donc ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax yow tam ñu ngi lay sant di nuyu bu baax a baax suñu xarit Ndiémé di la retrouver inchallah altine pour art et culture avec beaucoup de plaisir te nag ñu jëm ci li nga xamante ne moom mooy biennale waaw on donne rendez-vous te xam naa Adja Fatou bu ñëwee si kanam sax dina joxe yenn dates yi man ma jox leen rendez-vous lundi ba nag mois de juin inchallah très bien en tout cas ñi ngi sant di gërëm bu baax a baax maa ngi koy wax sànq plaisir de te retrouver inchallah altine waaye laata nag ñuy dem ci benn clip bu nga xamante ne bi danañ leen ko won ma xool exactement fan la suñu xarit Sophie toll ci li nga xamante ne bi moom la ñu indil tey sànq maa ngi koy wax mais voilà may
c'est vraiment dommage il va falloir que ba ma jógee ci Sophie ma am ñu ma tàggu pour que ñu daal di ñibbi parce que ñooñu seen heure wàcc dafa jot kon du xam naa ne dans quelques instants inchallah kon yow da nga war a ñibbi Maman Dieye dana war a ñibbi sa salade bi naa la ko bàyyee bu dara metti non après salade bi laa wax de parce que y a pas de salade ñëw après non yaa xam maintenant Sophie yaa xam ne fréquente ah oui Sophie fa toll déjà yaa xam comme ni nga ko gisee nii defar naa cocktail de melon bi. waaw farce bi moom laa defar ni moom laa teg nii de côté. gis nga ni saucisse de poulet laa ci def. def ci li nga xam ne mooy tomate chairu melon bi. ak concombre laa ci def. d'accord damay waa fii tamit bii mooy ànd ak li nga xam ne mooy cocktail de pamplemousse bi. ok gis nga ni boo xoolee mangue laa jël. ak haricot vert moom laa mélangé nii. waaw ma dindi pamplemousse bi chair bi moo nekk nii moom tamit dama ko ci rajouté. ok gis nga ni pamplemousse yi dama ko def sous forme de panier. gis nga moo nekk nii su paree nag damay jël li nga xam ne mooy farce bi def ko ci. sous forme de panier. waaw sous forme de waaye soo fi indiwaatal image bi waaye. panier yi moo Ali nekk nii baax na ci weekend bi. eh ben. waaw panier yi su ma defaree mélange bi ba pare nag. waaw. gis nga ni damay yeggale li nga xam ne mooy mélange bi. waaw mais Sophie tuuti coriandre bi. Sophie comme ñoom am na ñoo xam ne dañu war a dem. waaw léegi da ngay indi benn panier benn laa wax de. nga defaral leen si ay affaire après. waaw nga indi plat boobu parce que xam naa dina am yeneen plat. waaw léegi dañ leen di mosal. d'accord après ñoom ñu ñibbi. amul problème maa ngi defar panier bi andi ko léegi. très bien léegi defaral panier bi en attendant. ma laaj madame Guèye yow la kan ngay remercier. waaw bon je remercie ni ma waroon remercier je pense mooy yow toujours avec le sourire nit ñi dalalee neex na vraiment remercier tamit ñi nga xam ne ñooñu safoo di ñu seetaan saa su nekk chaque semaine suñu dëkkandoo ci gox yi nga xamante ne ñun fa la ñuy yeewoo vraiment ñu ngi leen di nuyu bëgguñoo lim bu ñu limee dinañ juum ak képp koo xam ne daal xàmmee nañu daal di ñu bégee ñu ngi koy sant di ko gërëm. ñu ngi lay sant bu baax a baax maman kan ngay remercier en tout cas daal sa chemisier baax na waaye tamit la nga def ci bopp bi macha allah. merci beaucoup yaa xam man ki may remercier yow miin nga ko sax Fatou Sané la borom esprit chic maa ngi koy remercier bu baax moom sama sœur de valeur la sama xarit la moo ngi noonu maa ngi koy remercier bu baax a baax numéro téléphone am nekk 77 653 79 26 cheveux yi mi ngi fa make-up yu rafet yi macha allah moom daal boo fa demee da ngay taaru. très bien taarkaar la moo tax it macha allah taaru ma. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax madame Cissé Kodou Mohamed yow tamit na nga defaree hijab bi macha allah gis nañ mélange de couleur bi robe bi tamit baax na ñu ngi lay jox rendez-vous incha allah la semaine prochaine pour yeneen i conseils ci jëmale ci tout tànk yi macha allah yal na leen yàlla sàmm. avec plaisir amin yal na sa ñaan nangu yaa xam may remercier sama xarit sama doomu ndey Oumy Ndourette moo ma habillé la Ndourette ñi ngi koy nuyu Hijab Store elle est joignable au 77 425 63 30 77 425 63 30 moo ma jox robe bi nice bi. alors maa ngi xaar boobu ba léegi baal ma 2 secondes Sophie yegsil waay. kon tey tu nous dàq pas. non dama leen di mosal après ngeen soog a dem. non c'est bien c'est bien moytul yenn nit yooyu àndal yaa xam. c'est vrai temps yi affaire nañ ma que ni. non je suis pas influençable. non am na ay affairage yu ma affaire comme quoi dafa am ñooy àndal yaa xam. non je suis pas influençable. te man tu parles de Aïcha Aïcha sama xarit am na daal nit yooyu àndal. dama lay me trouver avec Yakham ici en 97 faut pas rentrer dans l'autre yaa xam hein man xam nga sama mag nga. bu baax xam nga dama la bëgg. waaw maa la moytul yenn nit yi. waay dinaa Aïcha waa Sophie. li ci waaye Sophie yow kontaan nañ si li ñu indil de. Sophie del yegg si tamit. may doog a commencer. waaw léegi def nga vinaigrette bi. vinaigrette bi fii laa defagum vinaigrette mais bii moo des. bii moo des léegi koddu. comme yéen da ngeen di waajal. léegi jëlal benn bi. jëlal bii wala bee. non jëlal bii rek bii nga bëgg jël. lii laa mooy dem. may il faut prendre ça. waaw tiens. pañe bi moom dina ma neex. suñu waa koñ c'est pour monsieur Guèye waaw ma mel ni kuy duggi marché rek. d'accord kon bii ñu denc ko ah. waaw bii non maman am. maman mere naa la trop. mais li nga xamul mooy kuy mujjee tout le temps mooy ëppale. maa la wax lii. maman xanaa mbëstal mi ngi nii nag. dañ la wax bii soo paree nga dem jox ko sa yaay dégg nga. waaw macha allah d'accord. en tout cas Sophie on te retrouve dans quelques instants. merci beaucoup ñu ñëw ak yéen ci benn équipe daal di remercier la première équipe. merci dellu nag am ñeneen ñu nga xamante ne bi dañ leen di recevoir ñu ngi kontaan di nekk ak yéen ci RTS2.
aya bila walide bila sira magani benna danyale bine bofo abi maganu manuyo kobe na watile dunya kono ela nanyuma nindonkama nenifila tumfarale kusabuke furuye nanyuma kanto deniala mana kokoro kebi nenifila mana beko mindoko fonaye kusiri te waro nanini te waro foi te waro kabebe se sara kanuke nyana jebaye kabaki sara kanuke nyana jebaye lonkele ne baye wele kafanyana kone daga ni mefuru alami sana tami yeni ye abefuru yenda nyumala je ayake yana misaniti Juste pour nous une façon de recevoir notre chère Aïcha Touré parce que xam ngeen ne am na ab diir bu nga xamante ne bi def na ko Côte d'Ivoire kii nag di benn chanteuse ivoirienne bu mag ñu kontaan vraiment ci loolu voilà di la dalal jàmm bu baax a baax di la nag nuyoo clip bi am yaakaar ne ci week-end bi dina la booster pour que vraiment que tout se passe très bien c'est notre souhait. Ah oui merci beaucoup yaa xam parce que nag yaa ngi fi woon sànq toogaat fi ñu lay njukkal daal ñu lay delloo njukkal. merci yaa di merci so much c'est vieux quoi. waaw bu ñu jógee ci yow nag parce que nag wax dëgg yàlla Afrique ñun ñëpp benn daal di tarxiis dem ba ci Adja Fatou Sarr parce que Adja Fatou moom itamit dafa am benn partie bu nga xamante ne bii ca Côte d'Ivoire la jógee ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sama kal bi di la dalal jàmm di kontaan nag saa su ne di feggoog yow parce que nag wax dëgg yàlla acte culture yi tamit dafay am solo te surtout nag li nga xamante ne bii événement culturel bu am solo di la Biennale de Dakar. exactement ñu waaj a door. maa ngi lay fay yaa xam di nuyu ñi ma bokkal plateau bi am mbégte fekk siwaat leen fii ci samedi bi. di wax ni tu fais bien de dire sama kal parce que gis naa ni yaa ngi sourire sànq ba tey quand tu regardes ce côté gauche. tu souris. Ah bon? Toi tu as vu quelque chose même? Ok. Ok. Très bonne question. D'accord alors ñu ngi kontaan ak mbokk yi parce que sama Valentin Malcolm saa su ne moom itamit daf ñuy indil ay invité surprise bon dinañu xool ak yéen kan mooy sunu invité surprise Malcolm na nga def maa ngi lay nuyu. c'est un énorme plaisir à chaque fois de te recevoir. pareil xam nga chaque jour yow laa njëkk a nuyu. mais tey wax dëgg yàlla waañ bi laa njëkk a nuyu mbokk yi yoon la. ah bon waaw yéey parce que yaa Sophie. yéey bokkul. mais yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. di nuyu gars yi. noonu la parce que samedi. nuyu bi du gudd. raxasu bee gudd daal ak toqaar. invité surprise na ala daw. très bien alors ñu ngi lay gërëm di la sant mais xam nga lu ma jaaxal parce que bon plan saa su ne day mais ana Khady Didi where is she. mais ana Khady Didi. ci biir à côté. d'accord. waa Khady. Khady yow noo ñëwee nii tey. lii. Khady yow sa bon plan baax na de. man na gis ni may sawaree sa teewaay fii. man Khady dama ko yàgg bëgg moom mosuma ko koo wax nag. dama laa yàgg foo ko walaay wa ndeysaan dama ko bëgg. waaw Khady. waa kon nag tey bon plan bi nga ñu ko indil mu ne. yaa xam excuse-moi maa ngi dégg ci suuf ku naan doora na de. waaw léegi lii di. kon ma bàyyi la nga góorgóorlu ci siis gi. waaw ndax siis bi moom metti. waaw mbokk yi daal en tout cas ñoo ko gisandoo ñu ne. Khady yi daal na mu yegsee daf may neex parce que nit dafay am teraanga. te nag teraanga ji mbokk yi
mooy lii rek waaye duma def rek lu dul dem xool lan la ñu indil tey parce que daal bii ci plateau bi dafa mel ni mën ngeen ko seetaan fii de mbokk yi ay ca ñu dem dellu si waat. waaw cet nag man moom dama jóg rek fekk samay mbokk di koy def maanaam ñun tukulóor yi côté diwaan département de Podor li si ëpp nii la ñuy lakkee wala nga ne ñëpp muy tabaski muy korité muy programme boo munti am mooy su la neexee tak encore nga jékki-jékki rek ren di def nii ça dépend daal mais ñun moom nii la ñuy lakkee waaw lakk bii ni ngay gis nii mooy cette te tamit cette dafa naturel instant yi nii du am diwlin du laal weñ cette tamit mën nga ko lekk heure bu la neexee mën nga ko lekk waaw man moom gisuma ku lekk cette am problème. nuñ koy lakkee nii diw bi day wàcc diw bu boo xamante cholestérol bi day wàcc mu def yàpp bi kese waaw bu defee yàpp bi kese moo tax boo ko lekkee du la indil ay problème yu bëri. ñun suñu sàmmkat yi ñoo doon dem ci àll bi. waaw maanaam ñu nekk ay 3 personnes wala 4 personnes ñu def benn programme boo xamante ni yow mardi yow yaay rendi ñu lekk man lundi ma rendi samedi kii rendi waaw léegi kon ci àll lañ nekk amuñu ay yeneen bagage lu dul xar daal mu ngi ni bant yaa ngi ni matt yaa ngi nii. waaw ji téye ren di fees daggate ko nii comme ni nga ko gisee nii après jël bant yi def ko ba mu mel nii waaw boo defee ba mu mel nii ñu ngay téye benn tànk bi nga dugal fii nii boo amee sa xorom nga diw nga samp xorom kese ak ndox waaw boo amul xorom boo ko lakkee noonu sax mun nga ko lekkee noonu man moom dama koy lekkee noonu waaw parce que du lewet waaw après nga samp waaw nga jëlaat beneen bi tamit def noonu ba mu jeex waaw ci façon bant bi bant kii la filao la bu dee ñin sin dëkk fii moom Dakar filao rek lañ fi mën a am bu dee ñin sin dëkk nag am na yenn façon yi fa nekk ay Dakar wala ay kell moom la ñuy defee yàpp moom nga lakkee ko naturel bi mu ëpp solo muy laal weñ wala mu am ay yeneen façon daal. xam ngeen lu tax saa su ne ma koy woowee la grande Sénégal parce que macha allah te naa nit dafa bëri te nag nit ki boo gisee muy def leen te moom ci boppam mu koy jaay da nga koy def donc gis ngeen li nga xamante ne bi mooy moutarde gi moom laay jël xaw ko suy nii rek. def ci ndànk waaw non bàyyi rek. def xam nga ndànk rek laa def. yére bi am na réserve suy nii bu ko defee. yaa xam yére bi am na réserve def ndànk xoolal après bii dama koy jël daal di koy def fii parce que bu si kanamee. amuñu ndës parce que d'habitude ndës lañ koy toogee pour lekk ko. daal di jël yii daal di koy def nii. ku nekk ma daal di lay defal kii te nag. dafa mel ni sax moutarde bi dafa am na ci léegi xadi tey ma dama kontaan si yow tellement que vraiment macha allah daal xadi ñu ngi lay nuyu
maa ngi lay fay la grande Saint-Louisienne. maa ngi lay fay di kontaan saa su ne ci sa teewaay fii ci RTS de émission Tam Tam parce que dañu ne bon plan. léeg-léeg sénégalais yi am na yu nga xamante ne bi duñu ko gis. xëy na dina làkku xëy na duñu ko xam. RTS 2 ne leen nag man dama koy fësal di ko wane. Khady di dem fu nekk. Khady fan nga jëlee lii. lii nag fi ma ko jëlee xaw na sori tuuti yaa xam. waaw mi ngi nekk Parcelles. waaw defuma publicité daal mais mi ngi nekk Parcelles. waaw xam nga lii li tax ma dem defi bon plan bi dibi ñun gis nañ dibi. xam nañ dibi bi ñuy def ci grillage bi xam nañ dibi awsa et tout. mais dibi bi xëy na am na ñu ko xam mais bëriwul. xamoon nañ ko waaw ñu bëri am na tamit yaa xam ñu bëri ñu ko xamul. te Mamadou mi ngi ñu koy wax nee na dibi bi dafa baax boo koy lekk du la indil benn problème mën nga ko lekk heure bu nekk man moo fa demee suba teel laa fa dem mais dama fekk nit ñi di jënd toog di ndekki. te xam nga lu ma neex ci Khady loolu parce que affaire bi dafa am histoire. parce que xam nga sànq maa ngi naan la waaye yow ñiy def lii nii lan la nga ne ma. ay tukkuleur lañ ma ne la tukkuleur ak lakk yàpp. nee na cet la tudd. mais nag il nous l'a expliqué il y a une histoire derrière. nee na bu ñu demaan ci àll bi sàmmi xar rek la ñuy gis ak bant ak safara. donc ñoom duñ ci doon son dañuy rendi xar bi jël seen bant dugal si defar kii bi nu mu koy tuddee matt bi taal samp. bu ñoree ñu lekk bu ñu amee xorom baax na bu ñu amul xorom baax na. te nag ñoom noonu lañ ko reproduire. c'est-à-dire que defuñu ci beneen ingrédient. defuñu ci wax na ko nee na xorom. ak ndox jël ko daal di koy samp ci li nga xamante ne bi moom mooy taal bi. taal bi waaw te taal bi ci suuf dañ ciy def suuf. après def si doomu taal. après ci noonu la ñuy jëlee bant yi roof ci yàpp bi da koy diw xorom. mais nee na moom des fois sax du ci diw xorom noonu la koy defaree su paree dina la si defal soble defal la ci moutarde ba mu saf. très bien moom daal ku fa dem di nga kontaan ba pare damay xam nga comme bon plan la ñu wax. ñun jigéen ñi des fois dañuy guddee wàcc. donc boo guddeewee wàcc boo woowee Mamadou ci téléphone am da lay livrer fekk yow defar nga sa crudité nga boole ak moom. comme ni Sophie di def nii. waaw sànq seen naa fi Sophie indi fi ay panier crudité. xam nga tey boo ko booleeg sa dibi bi. waaw léegi Khady ci biir justement histoire boobu muy wax parce que nee na ñi ngi fii Dakar c'est un peu compliqué pour matt yi nga xamante ni dañ koy am donc dañuy am filao. par contre ku ne pël ne kel. waaw nee na parce que ci biir àll bi nekkul matt biñ koy toggee la wax kii bi matt bant biñ koy roofee yàpp bi. d'accord la ne filao nga war a utiliser mais Dakar filao rek. mais bu njëkk ba kel la woon waaw nee na kel wala Dakar. très bien parce que du n'importe quel bant ngay utiliser balaa muy wax ci yàpp bi. d'accord waaw te nee na du laal weñ tamit. du laal weñ déedéet du laal weñ. nee na yàpp boo bëggee mu ñor ci anam bu sell. boo xam ne du la indi loraange ak dara. da nga koy def ci bant samp ko. d'accord kii bi day wàcc graisse gi yëpp day wàcc yàpp rek moo fay des. donc mën nga ko lekk nee na mën nga ko lekk suba mën nga ko lekk guddi mën nga ko lekk heure bi yëpp. différencier na tuuti ak dibiteri yi parce que comme ni ma ko waxee sànq xam nga sànq maa ngi wax ndës dafa am solo. affaire bi ñoom dañuy lal seen dangay lal seen ndës pour toog ferankulaay ñu tegal te soo paree dina la jox ataay bu tàng jër nga naan wàccee kii bi. alors loolu ngay wax tamit dafa am importance parce que Aïcha nee na da ngay jël aussi après boo paree nga naan ataay en tout cas daal cette technique là mu nekk technique bu nga xamante ne bi vraiment Khady ñu ngi la ciy remercier ci bon plan bi ñu ñëw tey parce que deful amul ingrédient gis nga bant yi nga xamante ne bi moom la ñu koy dugalee pour teg ko ci suuf si waa Aïcha ah lu tax ngay xoolee benn bët. est-ce que tu as vu la couleur de la viande? Oui, j'ai vu la couleur de la viande. yàpp bi macha allah doore na. dafa am teint dafa am teint cacao. te nee na kii rek lañ koy defee agneau moo ci gën a neex. parce que boo jëlee yàpp bu mag day yàgg balaa muy ñor certes dina ñor mais day yàgg te neexaay biñ ci bëgg ci agneau rek nga ko mën a am. donc daal nañuy farataal di jël xar yu ndaw. bu la neexee tamit sa kër nga def ko fa waaye de il faut nga am technique bu baax pour def ko parce que soo deful nag tem suuf si dugg ci wala dara balaa caare nga doxantu ba ci Mamadou moo gën a yomb sa kër du xeeñ doo sonn. très bien en tout cas kontaan nañ bu baax a baax ci li nga xamante ne moom la ñu Khady di indil tey muy daal façon gu lakk bi nga xamante ne bi suñu xaritu tukuleur yi ñoom ñoo koy def mu am histoire nettali nañ leen ko en tout cas ñu ngi leen di gërëm di leen sant Malcolm Aïcha parce que def naa ci moutarde et tout ce qui s'ensuit donc mun nañu xuus. heureusement santul Samb santul donc duma ko simmi mën na def lu ko neex Adja Fatou moom yow laa ci yërëm beneen affaire la ko mooy loolu nga xam naa Alioune Mbaye moom bu fi nekkoon tey dina kontaan. très bien yaa xam yërë bi la ma bañ a may moo tax mu buux ko. non allez-y je vous en prie laata nag ngeen di dugg ci affaire yi ni mbokk yi ñu xuus nag ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy Acticulture madame Régie dellu si waat Khady
waaw dañuy sant di gërëm bu baax a baax suñu xarit Khady Didi bon plan bi am na solo waaye nag yegg si ci li nga xamante ni moom mooy Actu-Culture ak Adja Fatou Sarr qui va se régaler dans quelques instants. Adja lan la ñuy dooree tey ci Actu-Culture. Bien me régaler, faut bien préciser. Donc Actu-Culture dañuy ñëw ak li nga xam ne moo di 13e édition Biennale de l'art africain contemporain. waaw muy xew fii ci Dakar. bi la yoon dañuy wax li nga xam ne moo di artiste peintre bi di Abdoulaye Diallo. moom nag day amal exposition le 3 mai. exposition bi dina dem ba 2 juin 2018 fële ca bibliothèque bu UCAD. exposition bi nag mi ngi ko duppee li nga xam ne moo di quelle humanité pour demain. donc exposition boobu li koy toftal moo di ab conférence boo xam ne ñu ngi koy amal lépp ci cadre biennale bi muy am le 2 mai moom fële ca teeru bi ak benn vernissage boo xam ne dana am le 5 mai loolu pour ñëw rek ci li nga xam ne moo di programme biennale bi nga xam ne mooy xewee fii ci Dakar. ñu jàll ci li nga xam ne nag moo di commission internationale bu loolu dinañ ci ñëw waata loolu ñuy fàttali nag vraiment yi nga xamante ne bi yéenay seetaan RTS 2 nekk suñu xarit Maymouna Sy ak très certainement Adja Fatou dinañ ñëw largement ci li nga xamante ne bi moom mooy biennale bu Dakar kon nag nañu koy faral di defee ñu wëyal li nga xamante ne moom mooy Actu-Culture ñëw ci beneen information it bu am solo. Exactement mooy li ma wax léegi rek muy di commission internationale bu théâtre francophone. mu mel ni rek sunu xarit bu ñu xam ñun ñëpp mu di professeur Massamba Gueye mi ngi ni bokk ci li nga xam ne moo di délégation bi. ñoom nag ñi ngi fii ci Dakar la ñuy amal li nga xam ne moo di seen assemblée générale bi la yoon ginnaaw nag bi ñu jógee fële ca Mali. ñoom nag mu di du 27 au 2 mai la ñuy amal li nga xam ne moo di seen assemblée générale waxtaanee ci lu yaatu lépp lu ñoŋal théâtre bi waaye muy théâtre boo xam ne dañ koy wax wala di ko jëfee ci làkku nasaraan. ma ngay xewee nag fële ca monument de la renaissance africaine mu mel ni ay experts yu jógee dëkk yu bari man nag ki ma ci gën a jàpp moo di Gowu. xam nga Gowu rek moom fu mu dem explosé fa. moom dana ca bokk mais dina am aussi yeneen artistes yoo xam ne danañ jóge ci dëkku nasaraan yi ci mel ni Belgique Canada. ñoom nag dinañ penché wu ci lépp luy dossier yoo xam ne sollicité na benn appui financier parce que nag koppar lañ gën a soxla pour mën a dooleel li nga xam ne moo di théâtre bi ñuy amal ci wàllu nasaraan. ñoom nag dinañ waxtaanee aussi ay projets futurs jëm ci naka la ñuy def ba gën a may doole li nga xam ne mooy théâtre bi ñuy def ci wàllu nasaraan. ñëw ak moom ci festival de Cannes. su ma nee yéen. waaw dañ fa am lu ñuy fàttali bu baax a baax. muy Djibril Diop Mambéty mu di koo xam ne dafa màgg lool ci li nga xam ne moo di cinéma africain moom nag danañu fësal li nga xam ne moo di filmam boobu di Yen ci biir festival de Cannes bile waaye it ki nga xam ne moo di Safi Faye moom it dinañu indi li nga xam ne moo di Grand-Père raconte-nous ça vous dit quelque chose. En général, on pense à Père Castor. Raconte-nous une histoire. L'histoire se ressemble un tout petit peu. Donc, Safi Faye moom it mu nekk benn réalisatrice boo xam ne en 1979 la génnee li nga xam ne rek mooy Grand-Père raconte-nous mu di tam film boo xam ne danañ ko yóbbu foofu ca festival de Cannes. ñu ñëw aussi ak li nga xam ne moo di la lutte sénégalaise. parce que kii di Paulin Soumanou Viera moom nag amal na ci li nga xam ne moo di benn film. mu ngi ko réalisé en 1963. Très bien danañ ko yóbbu ci festival de Cannes. Très bien alors ñu jógee ci festival de Cannes waaye yegg si nag ci festival Jambadong. Jambadong buñ ko waxee xel yëpp day dem ba Sédhiou foofu ca Pakao. mu mel ni nag ki nga xam ne mooy suñu directeur général di monsieur Racine Talla moom la ñu parrainé li nga xam ne moo di festival bi. donc foofee lay xewee ni ci samedi bi. foofu nag ñi ngi fay amal li nga xam ne moo di affaire kankuran. kankuran bu ñu ko waxee c'est vrai qu'on en a parlé il y a pas longtemps. exactement bu ñu waxee kankuran xel yëpp day dem ci li nga xam ne moo di environnement bi. parce que kankuran doon na loo xam ne mi ngi xewee ci àll bi. donc affaire environnement foo ko déggee rek. xalaat li nga xam ne moo di duggulal. parce que nag ñoom waa sud bokk na ci seen culture bu baax donc bu ñu duggee lal bay génn foofu la ñuy defee li nga xam ne mooy jàmbadong kankuran yi ak li nga xam ne mooy masque yi daal di génn bu ñu génnee nag jigéen ñi daal di bég ndax day fekk ni seen doom bi muy dugg lal nekk na mën naa ne bébé bu muy génn nekk un grand homme donc satisfaction la pour ñoom exactement donc muy xewee foofu waaw
waaw en tout cas ñuy jeexale actu culture mbokk yi ak li nga xamante ne bi yaakaar naa ne fële ca dëkku Khalididi muy Ndar festival boo xamante ne bi macha allah festival bu mag te nag ñi ngi jot vraiment information te sunu xarit Michael Souma ak équipe bi nga xamante ne bi RTS2 déployé na ko fële ca festival de jazz ni que Habib Faye mi nga xamante ne bi génn na àddina ya pas longtemps nekkoon fa daaw ñi ngi koy wëyal di ko rendre hommage bu baax a baax ñu ñëw ci festival de jazz mu di ñaar fukk ak juróom-benneelu édition festival international de jazz bi xewee foofu ca Saint-Louis mu mel ni nag édition ren bi doon na loo xam ne nag xaw na ànd ak tuuti nakar parce que nag Habib Faye comme ni nga ko waxee doon na benn bassiste boo xam ne ku ne xam na ko ci wàllu musique mu doon koo xam ne nag dafa nekk ku siw doon ànd ak artistes yu bari donc moom Habib Faye génn na àddina ki nga xam ne nag moo ko rendre hommage ni ki démba moo di Etienne Mbépé donc Etienne Mbépé moom tam di bassiste africain ay torop moom it rendre na hommage joué na ni ki démba li nga xam ne moo di ay notu Habib Faye foofu pour rendre ko hommage mu nekk loo xam ne dañ koy dañ ciy kontaan donc festival bi dina durer juróomi fan ci biir juróomi fan yi nag ki waroon ubbi baal bi comme ni ñu koy waxee tout le temps moo di Assane Thiam ak li nga xam ne moo di juróom fukki tama yi 50 tama yi malheureusement ak tiis bi am Assane Thiam jotul def prestation à la place benn troupe mauritanien ñoo def prestation mais toujours di fàttal rek ni xew-xew baa ngi fay woy artistes yi ñu ngi continuer di rendre hommage ki nga xam ne moo di Habib Faye ñu fàttal rek ni dafa bokk ci benn famille fratrie boo xam ne ay musiciens lañ ay frères am ñu ci mel ni Vieux Mac Faye Lamine Faye ak ki nga xam ne moo di Adama Faye ñu ngi leen di njaal ci li nga xam ne moo di à travers RTS2 di wax ni rek Habib Faye doon na koo xam ne ñëpp nawloo woon nañ ko ci musique sénégalaise absolument waaw nag Adja fan lañu toll est-ce que ñu ngi waaj a jeexal wala jeexal nañ agriculture jeexal nañ agriculture parce que nag franchement doon na loo xam ne nag day bëri mais dañuy sélectionner tout le temps indi leen li nga xam ne mënta ñàkk donc dinañ ñëwaat ak li ci des très bien en tout cas ñu ngi lay ci gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi ñu xuus nag ci émission bi ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bii ñun ñëpp aussi dañu koy xaar muy vraiment suñu xarit Aïcha di affairage mbokk yi ñu dem dellu si waat waaw dañuy ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi moom mooy affairage li ñu doon xaar ñun ñëpp ànd ci ak suñu xarit Aïcha qu'est-ce qui se passe ngay liir da ngay liir waa xam nañ ne wax nga couvrir sa kii bi mais bon kaye bi lan ngay liir parce que premier affairage bi waaw dafa nekk lu doy waar waaw xam nga Japon Japon waaw maam moo ne Japon ni ñuy wax Japon waaw Japon mooy dëkk asiatique boo xam ne nit ku ñuul barewu fa dëgg la léegi dafa am benn malien benn mu ngi nii il s'appelle Oussoubi Sakou c'est le premier étranger doyen université non sort du japonais que j'ai parlé tous préparez-vous on se prépare Kyoto Seika University Kyoto Seika University Kyoto Seika University mu defar affairage moi je ne parle plus parce que ça là dama teg nekk bureau madame Dieye di ko répéter di ko enregistrer pour mu génn yow tu dis ça en 2 secondes tu as quel problème waaw donc Japon mooy malien boobu nee na moom lu tax japonais yi renfermé parce que xamuñu bariwul étranger xamuñu culture ñeneen ñi en fait voilà donc nee na moom sax de temps en temps suy dafay joxe ay cours il parle le bambara Ouais, est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Il y a des sociétés comme ça. Je savais. Ouais, des sociétés comme, par exemple, les Japonais, ils ne sont pas très ouverts à l'extérieur, surtout l'Afrique. Alors, même on se rend compte qu'il y a des pays aux États-Unis. Il y a des gens c'est une state unique. C'est-à-dire, genre, c'est une dëkk unique. D'une façon génn. Tellement ils pensent que, en fait, ils ont tout, donc extérieur, xamuñu ko. Am na dëkk boo xamante ne mos naa fa dem ci biir États-Unis may dem Sénégal ñu ne Sénégal fan la ne xamuñu ci carte bi xamuñu parce que pour ñoom voilà à la limite des fois dañ lay laaj sax New York mun ko dem New York et là donc il y a des gens yoo xam ne ils sont renfermés parce que yaakaar nañ ne voilà alors que voilà te en tout cas moom dañuy def tout en tout cas pour que africains yi xam bu baax Japon te japonais yi xam africain très bien léegi nag moom dañuy dem bi muy ñëw Chine en 80 il est quand même là-bas depuis 82 dañu doon xoos yaram pour xool ndax xamuñu en fait parce que xamuñu
man on te tapo mais ni ku luy yëbb. waaw mais am na ñu nga xamante ne bii xëy na aussi ñu ngi ci ay coins reculés en Afrique suñu gisee ñu am ay bët yu sew yenn yi duñu comprendre. dañuy daw donc en tout cas loolu mooy affairage boo xam ne neex na torop. doyen d'université au Japon. kooku mën xam-xamam màcc na waaw. c'est très rare, ouais. Deuxième affairage. Oui. Ben proverbe là. Ma tête n'est pas ton tabouret. Ah. Eh ouais. Léegi non tak Malcolm. tekkil ma ko. Ma tête n'est pas ton tabouret. sam bopp bi du toogukaay. xam nga lu tax ñu wax loolu. xam nga Afrique dañuy bëgg affairage. man sama genre je suis toujours au courant. waaw. léegi pour am ay information xam nga da ngay laajte. y en a aussi qui n'aiment pas beaucoup parler. donc adage bi dañ koy génne ci Afrique de l'Ouest ne leen ma tête sama bopp du sa toogukaay. D'accord. donc loolu la prochaine fois ku ma laaj ay information boo xam ne bëgguma ko joxe. sama bopp du leen du sa toogukaay. du sa toogukaay. D'accord. voilà. Troisième affairage. tey. oui. xam nga lu tax ma indi image boobu. Attiqué. waaw. Le pourvoyeur du manioc. C'est le premier plat mangé dans tous les foyers en Afrique de l'Ouest. ñëppay lekk attiqué léegi. Ça c'est un affairage. Dans tous les foyers mais imaginez. mais quand même yóbbu nga attiqué. bu baax. yóbbu nga attiqué bu baax a baax. yaa xam yóbbu nga attiqué. loolu kenn waxatu ko. Il faut leur demander avec quoi on mange attiqué. Ils vont te dire Sénégalais mangent attiqué mieux que quiconque. Doucement. Il y a quoi? Tu aimes attiqué? Non. Tu n'aimes pas l'attiqué? am ñoo xam ne bëgguñu attiqué. D'accord. parce que xamuñu ko peut-être. non xamuñu ko mais am na attiqué yoo xam ne day ñëw jógee Côte d'Ivoire weex. xaw a weex waaw. voilà léegi nag ku bëgg a tàngal attiqué pour mu bañ a weex. da nga koy tàngal à la vapeur. léegi doo ko da nga koy ubbi rek. da nga koy tëjji. Très bien. Mais c'est quel attiqué tu recommandes? léegi attiqué am na attiqué boo xam ne dafa dijj. dañ koy tuddee abu jama. D'accord. boobu dañ koy lekk ak sauce. ok am na attiqué bu sew. boobu dafa ne moo gën a fin comme couscous. dañ koy lekk ak poisson yàpp. mais yàpp mi ñu wan ne fii léegi. D'accord. avec le poisson. ok voilà. et puis nag attiqué lekk ko loxo gën. non on appelle ça le pommage. parce que da ngay def nii. waaw parce que attiqué ay kuddu yooyu de yàq la de. waaw. mais jël sa loxo yi sa raxas ba mu set. nga comment on appelle danker comme les. parce que je suis pas d'accord avec toi xam nga lu tax parce que danku attiqué dafa am xam nga ñun dañuy dank nii attiqué nii nga koy def xam naa affaire bi de. est-ce que yaa xam bii moment bii dama fa juddoo màgg fa bii moom moo la ko xam. mais xam naa I refuse. mais dis montre-moi. mais c'est que la réalisation aussi est pressée j'ai pas fini à faire d'attiqué là attendez dañuy continuer rek. waaw ay grawul léegi xale bii la am 30 ans laa am. xale bi mooy ministre au Botswana. oui. Allah. I know. oh non mais you know you nga non bari na de. What's my name? yaa xam. You're right. Quelle punchline. C'est cool. yaa xam moo fii. dafa chaque ñii fi toog dañu am rôle. waaw. man sama rôle. mais su fekkee yaa xam nga tudd. man may jëf affairage. man mënuma ñëw ça fait 3 samedi. ñëw bu ma wax rek nga ne ma je sais avant tu ne savais pas. non da nga juum du 3 samedi de romb na ko yàgg na. ah ok d'accord donc tu te taisais quoi. waaye d'accord ok grawul léegi xale bi de bokk do. mais tey moom cours de langage laa def. di jàng parce que langue yi léegi fa métti. léegi xam nga lu mu tudd. loolu xamoo ko ok loolu kon mën naa wax. bokk do jàngal nga bañ. bon bokk do parce que. loolu que je peux pas dire. c'est trop compliqué. Je vais voir. bokk do. Malheureusement je vois pas très bien. Est-ce que moi-même c'est que j'ai écrit. Est-ce que tu peux réécrire? K. Attends, B-O. Non, écris en gros. Et puis je vais essayer de lire. B-O. Jangal nga bañ ay chat. waaw. G. waaw. D. O. nee na c'est que nom de famille moo compliqué. K. E. N. E. W. E. N. D. A. Réalisatrice bi maa ngi koy dégg mu naan léegi kenn mënu koo lire Bogdo lii lan la
N-E Kenewenda. Ben oui, c'est Bogdo Kenewenda. Voilà, que Dieu te bénisse. Bogdo. Moi, je vais m'arrêter. Bogdo Kenewenda. Ouais, mais au prénom. Bogdo Dal, moi, elle a 30 ans et elle est intelligente. Bogdo Temit. Moi, je sais pas si je examen. Parce que non, je vais passer des deux à parce que c'est complexe. Prochain affairage. C'est une vidéo. D'accord, ok. Tu veux qu'on y aille? Oui. Allez, on y va. C'est parti. The background says it all. Believe in yourself. And then dances right out of that big double layout. The combination. Oui. Si balaa ma koy mën. Comment gymnastique bi. dañ koy def su fekkee yaa ngi nekk xale. boo taxit dañu war a xool prédisposition xale. su nekkee jeune parce que lii. Alors ça se commence très tôt. C'est-à-dire qu'il y a des pays yu nga xamante ne bi xamee nañ leen ko. maternelle comme les États-Unis ok la mais am na yeneen dëkk yu nga xamante ne bi dañuy teel a jàngal seen xale yi li nga xamante ne bi moom mooy gymnastique parce que duñ ci duggee noonu et t'as vu tout à l'heure on en parlait elle est assez forte mais c'est que des muscles. C'est que des muscles, parce pas de que graisse. ça demande beaucoup de travail. Et bon am nañ fi aussi au Sénégal ñu nga xam ne ñu ngi koy def mais bon pas encore à ce niveau. Ouais, en tout cas niveau olympique la nekk xale bi la. États-Unis United States ce dëkk boobu la nekk. waaw parce que dañ koy commencer très tôt. Voilà. Deuxième, avant dernier affairage, c'est une autre vidéo. On y va. Voilà. Le drawback challenge. D'accord. Alors c'est vrai que am na ville yoo xamante ne bii day am brassage gars yi dañuy xaw màggandoo. C'est que avant. tubaab mënu woon fecc. Ah léegi dañuy fecc nag wax dëgg yàlla. Est-ce que tu as vu les pas de danse du gars? Exactement. Très rythmé. Très. Alors qu'avant on les taxait d'arythme. C'est ça. On les taxait d'arythme. D'arythme moo xam ne dañuy désinco. waaw suñuy fecc quoi. waaw. yaa xam. Alors c'est comme ça? Oui. Tu danses, tu remues les épaules. Ok. Faut que ce soit bii moom tubaab bi mënu ko. Si dina ko mën. That's nice. Donc voilà, Yakham, c'était mon dernier affairage. Très bien. Du jour. Très bien. léegi xam naa ni moom su ma fi jógee. waaw tey la samedi su ma lekkee salade bi ak ñoom seen. waaw ba pare. damay dem jàng. da ngay dem jàngi. Très bien, non mais t'inquiète. jàng du wees comme ni ñu wax. waaw c'est ça parce que. En tout cas Aïcha dañuy kontaan saa su ne parce que la nga ñuy indil am na solo et puis voilà mu nekk vraiment ci àddina bi nga fi indi vraiment ay affairage yu am solo ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi nag nu xuus ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy invité surprise ànd ci ak suñu xarit Malcolm ak invité am dans quelques instants ba ca kanamee bu ñu dellu see xool fan la Sophie nag war na pare nag wax dëgg yàlla li nga xamante ni moom la ñu doon préparé mbokk yi ñu dem dellu si. African woman, African woman. Ya jur, ya tete, ya nyatakat yo, wan ganyi yoni. Ya jur, ya tete, ya nyunampa, wan ganyi yoni. Oh, 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 woman. Whoa. Surprise bu
nga xamante ne bii bon Malcolm dinañ ko présenter dans quelques instants waaye laata loolu may remercier bu baax a baax Adja Fatou, ça a été un plaisir de te recevoir ñu ngi lay jox rendez-vous inchallah la semaine prochaine pour yeneen Actu Culture. Plaisir partagé, semaine prochaine pour yeneen Actu Culture, mais avant je voudrais dire merci encore une fois à ma maman. Maman indil vax bi nga xam ne waa régie nee nañ plateau bi tey maa ko feesal. Et un coucou. C'est joli, c'est très joli. Et un coucou à mon papa Tonton Touré du côté de Dumocro en Côte d'Ivoire. Moom lay may attiqué bi tey. Très bien. En tout cas, ñu def rek lu dul on va en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à la maman de Adja Fatou qui l'a fêté il y a juste quelques jours. Happy birthday to you. Kon nag Fatou ñu ngi lay remercier di recevoir vraiment suñu invité du jour mu yegg si suñu plateau. Malcolm mu nekk ku nga xamante ne bii gis nañ benn extrait li nga xamante ne bii moom nga ñu indil tey. Alors ñu bàyyi la le temps que mu yegg si plateau bi xëy na nga wax ñu artiste bile moom mooy kan exactement. Effectivement, donc l'homme se nomme Ilam. D'accord. Ilam lañ ko gën a xamee mu nekk doomu sénégalais. Mais Ilam, qu'est-ce que ça signifie? bu doon waxee définition bi di ngeen xam pourquoi musique bi. D'accord. Parce que musique gis nañ ko joxe sonorité mu dugg ci nopp nit. Donc am na kuy joxe ak kuy nangu. tur la boo xamante ni si daf ko choisir. Mais bala ngaa gën a xam Massamba laa gën a xam Samba. dëgg la mu ngi fi toog donc dama naa ko salaamaaleykum. Très bien. Waaleykum salaam. Alors mbokk yi duñu def rek lu dul di dalal jàmm ki nga xamante ne moom mooy Ilam ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm. di kontaan ci sa teewaay fii ci plateau Tam Tam. Mais tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation. maa ngi tudd Ilam. Musique laay def. xam nga maa ngi Montréal fa laa nekk. D'accord. Très bien alors mi ngi koy wax sànq Malcolm Ilam parce que nekk na tur bu nga xamante ne bi xam nañ ko ñun parce que am nañ suñu benn collègue bi tudd Ilam ñoo ngi koy nuyu. Ilam nga ñëw ci li nga xamante ne bi moom mooy tur bi. ok tur Ilam mooy parce que Ilam base bi turu Haalpulaar la. Ilam mooy su tawee ndox mi des. ndox bi tax gétti gi di naan. ndox mi tax garab bi di sax. loolu la Ilam loolu lay tekki waaw. Alors Ilam gis nañu boo demee foofu noonu ci réewu Tugal. exactement en France liggéey bi nga fay def ban façon musique ngay def. man musique bi may def mooy afro pop laay def. afro pop afro blues. comme musique bi ñuy wax world music. musique du monde loolu laay def. kañ nga ko commencé def exactement. maa ngi ko commencé depuis j'ai commencé à chanter depuis longtemps mais quand je suis allé ba ma demee Montréal. foofu laa développé vraiment sama carrière internationale foofu laa choisir vraiment def le world music quoi. ok alors actuellement gis nañ ñu buzz bi nga fa am parce que ñu Sénégal la ñu woowee buzz bu ñu déggee sa tur gis nañ plateau yu bëri nga dem ay RFI et cetera. est-ce que des fois du ci jar as tous ces concerts nga jouer quelques morceaux yoo xamante ne si jàng ko Sénégal. nga yóbbaat ko foofu ou bien ça t'arrive pas. ay morceaux yoo xam ne fii Sénégal. maanaam ay morceaux sénégalais yoo xam ne da nga ko fay jouer. parce que conseils yi ma jot a gis yëpp ci internet bi. morceaux yoo xam ne yaa ko composé sa bopp. waaw. est-ce que des fois dina la arrivé nga jël tuuti musique boobu noonu xaw a joxaal tuuti sabar mixé ko avec ce que vous faites. au fait man musique bi may def ça fait vraiment parce que soo xoolee musique bi may def seen comme li ma ko waxee autre musique la. que Sénégal aussi Afrique on a d'autres instruments qui n'est pas juste le tam-tam. Afrique c'est pas juste tribal. Afrique c'est Afrique c'est contemporain. C'est mélodieux. Donc man musique bi may def c'est notre musique bi nga xamante ni. y a beaucoup d'Africains qui le font mais ils sont pas nécessairement ici au Sénégal. fait que looloo tax tey xam nga comme Montréal bi ma nekk j'ai gagné là-bas beaucoup de prix comme Révélation Radio Canada. mais voilà beaucoup de choses yoo xam te ni maa ngi koy développé donc. waa de Révélation Radio Canada nga ñëwaat ci yeneen prix yi nga xamante ne bi am nga ko foofu. prix ma am foofu mooy tamit benn prix bu tudd Spectra c'est eux qui organisent le festival de jazz. bu gars yi dégg ak festival de francophonie. fait que c'est ça. alors bëgg naa xam aussi parce que c'est vrai que ñeneen ñi ngay liggéeyal ay nasaraan lañu. yow influence bi nga am ci musique bi nga xamante ne bi yow en tant que chanteur et puis est-ce que di nga góorgóorlu ci li nga xamante ne bi mooy làkk bi. làkk français. non làkk wolof. làkk wolof waaw parce que man moom comme li ñuy wax rek woy olof laa naam. pulaar laa naam. je suis bien à l'aise su may woy pulaar wala su may wax su may woy si wolof. et que loolu mooy sama identité. très très bien damay dox message aussi que africain yi tamit. xam nga tey da ngay gis tey waa francophonie di subventionné pour ñuy làkk français. ñun ay ambassadeur lañ. ñun ay ambassadeur lañ suñu culture. donc africains yi fii nekk mala waykat yi. dañu bu ñu fàtte loolu quoi. parce que suñu identité la. absolument donc lu am solo la. est-ce que ça a été difficile pour que ñoom ñu adapter sa musique au début. Des fois je me considère un peu chanceux parce que ba ma ñëwee Montréal ça fait juste 4 ans. D'accord. et que yàlla def na fii boykat yi ponkali teg seen tànk. par modestie maa ngi fay jouer. et que juste là j'étais au Cap-Vert pour représenter la diversité montréalais. xam nga aussi
pour jaay ay spectacle donc alhamdulilah quoi. pour que Sénégal xam sa poids actuellement parce que foofu am nga fa poids bu doy waar. jël nga fa ay prix yu doy waar yoo xam ne artistes yu bëri daanuñ fa nekk. lan moo nekk le projet actuel boo xam ne bëggoon nga ko bàyyi mu réussir lu d'où le nom Ilam mu réussir lu fu nekk ñëpp mën ko jëriñoo. ba instant bi maa ngi fii maa ngi Sénégal. ba maa ngi en vacances. pour def ay plateau. pour wane sama produit quoi. tu vois maa ngi préparé aussi album. alors lan ngay jeexalee peut-être loo xam ne laajuma la ko. bon li may jeexalee mooy tout d'abord di leen féliciter. di leen souhaiter un bon week-end. et di jox gars yëpp rendez-vous aussi si sama site internet. ilam.ca pour ñu ma bëgg a découvrir Facebook c'est Ilam. musique pour savoir. Très bien. Est-ce que am na beneen instrument booy jouer? Bah guitare laa joué pour le moment ouais. Ah bah, très bien. En tout cas dañuy woo suñu xarit Sophie ñu terminer ma def tour de table très rapidement avec suñu xarit Aïcha. Merci beaucoup Aïcha. Est-ce que am nga koy remercier tey? yow c'est vrai? waaw parce que da nga mën nga li Bogdo Kene Wanda vraiment enfin j'y arrive maa ngi lay remercier yow Yakham remercier Khalidi pour le repas qui était là remercier invité Malcolm que je trouve très jeune et très talentueux. Exactement. Et remercier téléspectateurs RTS2. Très bien. Alors ma jox la album bi nga woné ko bu baax bu ko téléspectateurs yi xamné y a un jeune bu nek Montréal bu nga xamantene bi mi ngi def musique bu jéggi dayo di remercier bu baax di la sant di la gërëm suñu xarit Khady di sa bon plan amna solo vraiment li nga xamantene bi indil nga ñuko tay kontaan nañu machallah. Khady on te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah Yakham la semaine prochaine ci benen bon plan mais bala bobu rek xana ma remercier wa Black Beauty ñom ñoo jaar ci bop bo. Machallah c'est très joli. Moy Black Beauty Prestige mi ngi nek rue Amadou Assane Ndoye c'est numéro de téléphone du 77 876 51 51 wala 77 677 17 10 seen page Facebook Black Beauty Dakar boo fa demee di nga fa fekk yu dàq yi encore. Très bien, c'est très joli Malcolm. ñoo ngi lay remercier, toujours un plaisir de te retrouver ci plateau RTS2. Merci beaucoup booy remercier da ngay remercier ki la xamante ne si moo leen di sans invité donc merci énormément à Karine mi nga xam ne moom mettre en rapport ak Ilan. Donc je vous dis juste chapeau bravo parce que gis nañ artistes yoo xam ne c'est pas évident ñu jël façon titre yi. Exactement. J'ai juste envie de te dire bravo et puis bon vent. Alors vous n'avez pas fait un tour au niveau du festival de jazz de Saint-Louis? Bah peut-être naa dem xool ay spectacle inchallah. Très bien. Alors Sophie ñu laaj Sophie suñu xarit Sophie mu ñëw parce que c'est vrai que nag ci festival jazz bi da ngay gis ne que vraiment y a beaucoup d'artistes yu ñëw jóge étranger vraiment di ci produire mu nekk aussi benn plateau bu nga xamante ne bi je pense que pour les musiciens c'est pas mal. waaw vraiment loolu moom affaire wu maanaam patrimoine la aussi pour parce que ça apporte beaucoup d'étrangers yu ñëw pour xam suñu culture et que c'est vraiment une bonne événement. Ouais, très très bien, une très très bonne chose. ñu tàccu bu baax a baax suñu xarit Sophie parce que nag ku togg ba mu neex defe naa ne dafay am solo waaye xam nga lu ma jaaxal xel yi man daal gars yi jaaxal nañ ma xoolal plateau dibi bi sax jël nañ ko yóbbu te da ngay lekk waaw am na ñoo xam ne nag dañuy lekk plat de résistance ba pare teg ci kii doy na waar en tout cas RTS2 voilà waaw RTS2 moom plat de résistance léegi ñun ñoo la teralee lii noonu waaw léegi Sophie Khady jottali ko li nga xam ne moom mooy micro bi voilà très bien kon nag du ñu def rek lu dul dem ci yokokok yi waaye laata loolu da ngeen may ma gërëm bu sant bu baax a baax sama xarit Sophie la nga ñu indil vraiment am na solo waaw tey nga ñëw ak ñun ci vraiment ay entrées yi nga xamante ne bi dafay baax nga def ko Aïcha mi ngi naan ma italien yi dañuy lekk ba pare soog a def entrée voilà léegi ma bàyyi la Italie rek très bien ma bàyyi la nga wax ci sa li nga ñu indil tey rapidement waaw comme ni ñu ko gisee nii yaa xam def nañu assiette crudité variée defar li nga xam ne mooy cocktail de pamplemousse ak cocktail de melon defar suñu différentes sauces yi mooy gis nga sauce bi ñu def bi am na mayonnaise am na tuuti ketchup ak tuuti moutarde moom la ñu mélangé ak tuuti feuille mooy persil coriandre bi laa ci def gis nga nii rek ñu def suñuy mélange lépp ba mu baax daal di dressé def suñuy panier def suñu dent de loup rek daal di dressé mu rafet en tout cas kontaan nañu carrément léegi nag bu ñu dem lu dul dem ci amul yokk yi alors Ilam ma defal la sauce bu neex rek waaw bu ñëw baax na Aïcha defaral ko sauce voilà alors duma def rek lu dul vraiment di remercier encore une fois Mariama Magasuba mi nga xamante ne bi saa su ne moom mooy jaar ci sañse bi numéro téléphone am 77 634 44 11 Padoa Builders bi la numéro H56 waaye di remercier Sally Anne Labros 77 537 67 68 mbokk yi di leen bàyyi ak amul yokkokoki di leen jox rendez-vous inchallah très bientôt sur la RTS2 pour beneen émission Tam Tam excellent week-end à tous. Tam Tam amul yokkokoki actualité bi xam ngeen ko mooy coowal parrainage bi ba léegi président Macky Sall
nee na bàyyi na parrainage bi donc léegi parrainage amatul député yi woowaat nañu leen ci assemblée nationale ngir ñu wote le 31 décembre ngir dàq parrainage bi ah nga ne parrainage bi kenn dindu ko waaw ba lu tax ñu wax waxul député yi ak datu 31 décembre 2018 31 décembre 2018 député nguur gi dañuy def soirée de gala ngir fêter 2018 di atum parrainage bi waaw tam amul yokk ko kii président cap-verdien bi di De Fonseca moo doon def discours ci assemblée nationale waaye daa mer keroog bay lox li ko waral moom président Cap-Vert bi nee na Dakar du presqu'île du Cap-Vert ndax kaddu Cap-Vert benn la te turu dëkkam la di République des îles du Cap-Vert ñaareel bi mooy Cap-Verdien yi duñu portugais mooy portugais Cap-Verdien yi ay ŋaañal lañu moom président Cap-Vert bi waaw di De Fonseca nee na kacuupa du dëxin mbëpp kacuupa mooy ceebu jën moom président Cap-Vert bi nag nee na Baye Ibra Kébé du turu ambassadeur wante turu docker la mbaa chef de quartier moom président Cap-Vert ba keroog ba mu defee discours ci assemblée nationale ba mu paree dafa ne fii ci assemblée nationale bu ñu ko tojee suuf si am na pétrole ci kaw loolu Vladimir Poutine di président Russie kontaan ci Sénégal ba nee na ci ruq bi sab ci HLM fa lay koree incha allah le 16 mai di tàmbale koor gi tam amul yokk ko ki actualité bi di musiba ba amoon ca banlieue ba di maanaam cucu ñaari xale yooyu ñu daggoon waaye jooju daggoon cucu ñaari xale ya ndekete jarbaatu sëriñu Sénégal la bu Mohamed Salah di jouru Liverpool ndekete kon Mohamed Salah sëriñu sénégalais la amee te sëriñam boobe moom Mohamed Salah moo daggulu cucu ñaari xale yooyu ca banlieue ba ndax cucu xale boo ko booleeg nettatu àllarba boo ko suulalee footballeur ci gannaaw armeel ya waa day tax joueur ba di dugal bii yu bare ba looloo tax Mohamed Salah di toj Europe moom Donald Trump mi xamul dara ci football nag nee na est-ce que Mohamed Salah mii amul sëriñu sénégalais tam amul yokk ko kii Sadio Mané nee na dootul jouer équipe nationale bu Sénégal nee na du dem coupe du monde ndax dañ ko may benn femme Bissau guinéenne te moom nee na waa Guinée Bissau la président Bissau guinéen nag nee na kontaan na ci loolu ban Sadio Mané dematu